asalaamaaleykum ak xarit yi ñuy déglu fii ci WPAT 9:30 AM seen mbokk seen xarit soxna Nogoy Mbuub ci micro bi ci xarala bi fas yéene ànd ak yéen ci seen émission pencum réew mi di leen ko bégal nag saa su ne di bég ci toogaay bi ngeen di toog bu jekk bu rafet boobu ci seen saal yi ak ñu toog ci oto yi di ñu déglu di ñu jox nopp bu baax bi ñu fas yéene indil rek émission bu mag a mag a mag émission bu rëy 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 di ñaan sunu borom subhaanahu wa taala may ñu jàmm ju yaatu may ñu sutura su yaatu may ñu mbégte bu saawaan baawaan ci àddina bi yëpp ci jullit yëpp di ñaanal ñi nga xam ne ñoo nekk ci loxo te sunu borom def ay xat-xat ci ñoom niñ ko daan defee rek di ñaan sunu borom may leen ñu jóge foofu te delluwaat ci seeni sago di naan it ñu nekk ci lalu hôpital yi ñoom it seen borom may leen wér roof leen pikiiru wér ñu dellu siwaat ci seen sago ndax doomu aadama moom bu xasee bay dund dox ay soxlaam ak ay yitteem ci man-manam ak yëge-yëgam rek mooy li gën ci moom noonu rek fa la ñuy jaare di wax aji dawli yi nga xam ne sunu borom def nañu génn àddina ñu ngi leen di ñaanal yàlla sunu borom jégal leen xaare leen àjjana rawatina sunu doom jooju nga xam ne doom la ci Binta Diop di membre ci parti APR di responsable bu mag di doomit ci Badi Diop mi nga xam ne moo fi nekkoon ak ki nga xam ne mooy sunu càmmiñ te yoroon ko fële ca Connecticut Cheikh Gueye ñu yëg tàgge bi di ko jaale mbokk yëpp ak xarit yi xam naa ne comme que yaayu daara moo waroon dugg ci rajo bi jiitut mu nekk ay xat-xat te communauté bi ñun ñëpp benn lañu ñu ngi ñaan su yaayu daara déggee rajo bi mën nañu ko woo wa ilaa Binta Diop woote ci 212 219 9695 ci kanam ñu bàyyi ko mu jàllale tàgge bi ndax dégg nañ ne war nañu ñaanal suñu doom jooju incha allahu taala ajjuma ca funérail home bi ci 115 bu 9h jotee xam naa ne dinañu nangu njaal bi du ñàkk ci zawiya Maam El Hadj Malick yóbbu ko aéroport kon nag ci kanam rek dinañ ñëw ak yéen niñ ko daan defee saa su ne ñu ubbi ci fatihatul kitab balaa ñuy ñëw ci émission bi ak sunu gan gi nga xam ne moom lañ doon xaar te mu agsi ñu war a waxtaan ak yéen tey waxtaan wu yaatu woo xam ne incha allah mbokk jullit ci dinañ ci bég bu baax a baax a baax a baax a baax kon nag ñu ànd ak ki nga xam ne moo ñuy ubbil muy sunu surat bi nga xam ne mooy bi ñu fonk te muy sunu shifa yi. billahi minash shaytanir rajim. bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin amin sadaqallahul azim amin ya rabbal alamin ci barke fatihatul kitab ñi ngi ñaan képp kuy déglu émission bi rek sunu borom defal la shifa yi comme niñ koy waxee ànd ak jàmm ju yaatu ak mbégte di leen wax ne rek tey nag macha allah xam ngeen ne semaine dernière def nañ fi émission bu rëy macha allah ñu invité woon ci ku ñuy wax Makan mooy yor chargé à la communication de la DSE bu New York bu États-Unis macha allah ñu àndoon ak moom mu leeral lu bari ci li nga xam ne loolu lañ doon waajal dugg muy li nga xam ne moom la ñuy wax parrainage ci loolu nag ñu ngi nuyu sax sunu gan gu mag gi nga xam ne mi ngi ci biir réew mi di sunu kilifa di sunu xarit di sunu soppe muy ajaratu Aminata Touré di ancien premier ministre di chargé conseiller spécial du président de la République du Sénégal son excellence le président Macky Sall
ñëw ci réew mi en visite war ci ñëw dinañ ci ñëw ak yéen ci jamono yii ñuy ñëw xam naa ne ak ki nga xam ne mooy Bassirou Djigal di coordonnateur New York du ñàkk fii ak suba ñu indi leen ay waxtaan yu am solo jëmale ko ci moom waaye madame Aminata Touré fi nga toog bu yaa ngi ñuy déglu ñu ngi lay nuyu waa Sénégal États-Unis yëpp sénégalais yeeg sénégalaises yi ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di la màggal di la jox li nga xam ne moom nga mérito ci sa bopp di la wax ne rek dalal jàmm macha allah noppalul ci jàmm ak salaam yow mi nga xam ne yaay coordonnatrice su pôle de parrainage incha allah luñ ci bëgg a xam bu soobee yàlla mbooloo mi njabootu Macky Sall yëpp xam naa du ñàkk dinañ ko xam dinañ ci ñëwaat ci yeneen jamono ci ay information yu am solo ku am gan nag ñu ñee la baa nga ñeete ni may def mooy dalal sama gan ci li nga xam ne moom laay ubbee di sama temps yi jëngal bu bees bi nga xam ne moom laa teg dégg ñëpp di ko dégg suñu Sénégal ci kaw rek moo ñu ñor suñu drapeau ci kaw suñu Sénégal ci kaw yaa ngi si ba jant soow suñu Sénégal ci kaw day ne njaay ci kaw ak kaw suñu Sénégal ci kaw yaa ngi si ba jant soow mat nañu jiitu réew bëggu tal boppam soxlawu askan wi mësu ci tee loxom defuñu politique bokkuñu benn parti waaye war nañ la seedal ni yaa ngi liggéey réew mi un destin commun. Président, we say thank you. I do say thank you. ñu ngi lay ñaan Président, ñoom sa gannaaw ci kaw ca kanam. waa affaire yëpp ñu ngi ci sa ginnaaw Benno Bokk Yaakaar ñu ngi sa ginnaaw everyone say thank you. Président, ñoom sa gannaaw Ah, c'est le président Macky Sall. Je renouvelle nos félicitations et notre soutien. tax na village yu bëri am courant am ndox. waaw Sénégal émergent si wàllu wérgu yaram CMU ñëpp gis nañ ko. Plan Sénégal émergent. defar këru diine yi yokk bërëbu jàngukaay. Plan Sénégal émergent. réforme ci mbay mi ci sàmm bi gis nañ ko. Plan Sénégal aéroport baa ngi nii. yoonu yokkute. AIBD moo ngi nii. yoonu yokkute. Air Sénégal waaj na. yoonu yokkute. autoroute Ila Touba. yoonu yokkute. express régional damay d'accord. autorail ba Tamba jam ñaajo doon ville buy màgg Ndakaaru mën na nooy jam ñaajo nouvelle ville innovation urbaine duñ ko fàtte nañ la ñaanal mucc ak xéewal deuxième mandat ndax yéen bi diis na nañ la ñaanal ci li ñu defal culture urbaine duñ ko fàtte nañ la ñaanal mucc ak xéewal deuxième mandat ndax yéen bi diis na yan yi bu diisee suñu borom la koy téye nee naa da ngay téye rek suñu borom téye la ci kaw jox la direction gis-gis bu leer ak xam-xam bu leer. Président, we say thank you. I do say thank you. ñu ngi lay ñaan Président, ñoom sa gannaaw. Amérique yëpp ñu ngi ci sa kaw ginnaaw. ca kanam. ah ñenn ñi boog waa APR gars yi bu leen mer de. ñu ngi lay ñaan ñu mer bokkoo. maa ngi leen di ñaan nag ñu bañ a xuloo bañ a xeex. ci kaw ku dugg rek bëgg wax sa xalaat wax ko sa xalaat ñu ubbil la. macha allah ci moom amul benn problème. Laye Mbow ñu ngi lay nuyu Benno Bokk Yaakaar. Amadou Ndiaye ñu ngi lay nuyu. Sénégal gi mooy sunu gaal ñu ngi leen di nuyu bu baax Ahmed Sarr salaamaaleykum. aleykum salaam Adja Nogaye ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. di nuyu sa mbokk auditeurs rek auditrices yi ñu lay déglu. di nuyu militant ak sympathisant wu coalition Benno Bokk Yaakaar rawatina militant APR yi nga xam ne coordination New York fa laa bokk rawatina section Manhattan. macha allah di ci profité di nuyu suñu coordinateur Baboy Kane ak suñu coordinatrice Ndeye Fatou Ndour di nuyu daal lépp militant ak militant di ci profité aussi di nuyu waale madame Aminata Touré dégg nañ ne mi ngi fi. vraiment di ko dalal. di ko jox wàccuwaayam. profité waale ci baalu ak militant yi militant yëpp
xam nañ ci tabaski yi ñu jóge maa ngi ci profité di vraiment di jéggalu ñëpp ka nga xam ne amal naa la ak di la jéggalu profité wàllu ci aussi di jaale suñu camarade Cheikh Gueye nga xam ne bu am mbokkam bi wàññeeku di ko ñaanal yàlla suñu borom yërëm ko te xale ko àjjana. Amin yaa rabbi Amin Ahmed Sarr kooku mooy responsable bu mag ci parti bi mën a wax dëgg yàlla yaatal comme on dit mën a jàpp aussi mën a joxe ay statistiques yoo xam ne macha allah saa yu ñu ko toppee rek dañuy gis ne que du concret te fi mu koy teg ci fu leer lay doon mais tey gis nañ lu bari dina koy def ay article lu waral tey ñu invité ko ci jotaayu pencum réew mi xam naa ne incha allah dinañu am Omar Diaw ci kanam mi ngi woon ba Ndar ndax moom it dafa am benn mbokkam bu wàññeeku sëñ Omar directeur pencum réew mi ñu ngi lay jaale sa mbokk moom mi génn àddina di ñaan sunu borom xaare ko àjjana aussi Ahmed kon sans plus tarder rek ñu jëm ci topic bi but du sujet jamono ji tey ñu ngi waxtaan ci parrainage mais damay bëgg balaa ñuy dugg ci parrainage ay fan yële ci ginnaaw dañu gis nga def benn article def benn statistique ci Benno Bokk Yaakaar ne gis nga ne Macky Sall le candidat Macky Sall bu demee élection ak opposition bi nii mu demee lu ci ëpp dinañu am benn pourcentage bu sori dama bëgg rek nga ñëw ci introduction wu statistiques yooyu nga xam ne joxe woon nga ko. dëgg la jërëjëf Adja Nogay balaa ñu tàmbalee ñu wax nga ko léegi directeur rajo bi di Oumar Diaw sama rakk Oumar Diaw Seck. di ku baax ku mën a boole ku mën a jàppale Macky Sall. vraiment kooku il faut que ñu wax ko. lépp lu ñu mën ñu ngi koy def yow it nga fekk ci loolu. vraiment di jàppale président Macky Sall vraiment bëgg mu am deuxième mandat. ci pour tontu ci sa question bi dëgg la am na benn article ba mu doon ci fan yu néew yële passé xam naa ay weer la ci gannaaw doon ci def ay jàngat yi ñu ci doon def moo doon dafa am lu ma xool dama jël résultat wu élection législative yi ma xayma ko def ci ay jàngat bi ñuy wax ci tubaab modèle empirique maanaam da ngay du lu scientifique da ngay xool rek li am scientifique nu mu tudd observation da ngay jàngat ba ma xoolee gis ne nu mu tudd ci li ñu am ci élection yi ma gis ne président Macky Sall coalition Benno Bokk Yaakaar sax laa war a wax mais ñoo am ndam li donte ñoo am ndam li sax mais ñoo majoritaire parce que dama doon dégg rek opposition naan nous sommes majoritaires ñoo ëppale c'est-à-dire que ñoom dañuy def soustraction dañu def 100% mooy 49% donc 50% ñoom majoritaire mais ba ma ko jàngatee ma ne dama jëfi damay woon noonu en fait soo ko xoolee bu baax te li may wax nii kenn du ko teggi soo demee ci site conseil constitutionnel soo jëlee résultat élection législative nga xool Benno Bokk Yaakaar ak opposition li mu am soo ci boolee la nga xam ne Benno Bokk Yaakaar moom la am ak ñi nga xam ne dañu damaloon seen bopp te mu wóolu ne ñii président Macky Sall la ñu gën a jege que waa opposition loolu rek soo ko boolee rek 50% yi daan woon na te ba ma ko ciy boole sax Fada dugub ak coalition ñu nekkoon ci 50,65%. donc pour wax rek ne nu mu tëdd li ñuy wax ci ne opposition moo am doole ci réew mi moo ëpp doole ci loolu du lu am te loolu jàngat bi wane na ko te ku nekk surtout conseil constitutionnel soo fa demee résultat yaa nga fa soo defee li ma la wax nii su fekkee ne def nga addition boole li Benno Bokk Yaakaar am ak yeneen coalition yi nga gis li ma la wax observation bi ma gis di ngeen ko def mën nga koo gis donc ñu gis ne loolu suñ ko defee président Macky coalition Benno Bokk dina am 50,65%. déjà xam nga loolu majorité taxaw na mais modèle bi ñu def dañ ne xam nga modèle soo koy def da nga naan il faut lii mën a nekk par exemple su fekkee da ngay tabax kër
xam nga li ñuy wax hypothèse sooy tabax kër da nga naan ñu toti balaa ngay tabax kër da ngay am xaalis parce que loolu la ñuy wax hypothèse parce que soo tegul la hypothèse yooyu li ngay jàngat bi ngay jàngat du mën a du mën a li nga ciy séntu doo ko ci mën a am hypothèse yooyu ñu teg ci juróom ñu ne président Macky Sall il faut mu nekk candidat loolu moom war a mën a nekk ñu jàpp ne coalition Benno Bokk Yaakaar li tax ñu tëtti président Macky Sall ak coalition Benno Bokk Yaakaar war a mën a jàll au premier tour il faut coalition Benno Bokk Yaakaar nekk benn bloc maanaam dëgër bi ñuy dëgër benn bloc bi ñu nekk bañ a tas kooku ñaareel bi la ñetteel bi mooy suffrage yi ñu am maanaam ñi leen sànnil carte ci législative yi loolu aussi mën a amaat maanaam ci yeneen anam yow mii dem votel ko muy man muy keneen ñi nga xam ne ñooñu dox dem nañu votel coalition Benno Bokk Yaakaar jàpp nañ ne suñu delluwaatee ci urne 2019 président Macky Sall ñu tëtti dina amaat dinañ am loolu 1,6 million dinañ ko amaat teg ci li nga xam ne président Macky Sall moom moo ko indi loolu dinañ ci dellu si kooku mooy ñeenteel bi ñu jàpp ne aussi ne ñii neef maanaam ñi démissionné ñi gedd ak ñooñu am na waaye bëriwul xayma nañ ko bi ko juróomeel moo di ñu natt aussi la nga xam ne voté luñu kenn mooy li ñuy wax suffrage nul bulletin nul ñu natt ko xool ñaata lañu nekkoon ci 2017 ci juillet ñu natt loolu yëpp bu ñu ko xoolee ñu gis ne opposition moom ci ni muy raisonné maanaam ñoom ni ñuy gisee mbir mi moo di li tax ñuy gagné président Macky Sall moom bokkul ci yëf yi ñoom seen raisonnement loolu la président Macky Sall daanaka demoon ci élection législative yi ñoom dañu jàpp ne président Macky Sall daf bokk ci législative loolu moo tax ñu naan opposition moo majoritaire loolu moo tax soo ko xoolee noonu da nga naan waaw 49% opposition moom majoritaire parce que ñoom ñoo am 51%. kooku mooy modèle opposition mais modèle majorité maanaam ñun waa coalition Benno Bokk Yaakaar ñi ñuy àndal soo jëlee xayma li ñu am muy 49 et quelques nga boole ci 1,65% mooy nga xam ne ñi ànd ak ñi gën a jege président Macky Sall te ñooñu ñëpp xam nañ leen soxlawul ma leen di lim ku lañ gëstu xam ñan lay wax bare nañu am na ñu ci ñëw yàggul ku mel ne Fada ci la bokk ak ñeneen loolu soo ko boolee nga boole ci la nga xam ne président Macky Sall moom lay indi parce que élection présidentielle du élection législative élection présidentielle nit ñi mën nañu bañ a xool sa programme ki ñuy xool mooy candidat bi ci boppam candidat bi la ñuy xool lan lay indi candidat bi ni mu mel ndax naka la yeeroo nu mu tuddee yaramam ak tegginam ak nu mu tuddee yitte bi mu am ci nit ñi yooyu la ñuy xool maa ngi wax sax ci article bi 1992 am na fa benn nu mu tuddee candidat benn bu fa amul bàcc la doon wax nee na man maa fi benn militant ba mu koy présenté dafa ne maa am militant bu dàq sama candidat moo dàq ci candidat yi fi nekk yëpp noonu la ko présenté waxu sa waxu programme am na ñi nga xam ne loolu moo leen intéressé ci sama candidat bi moo dàq nu mu chapeau bu mu sol nangam ak nangam yu sew yooyu nga xam ne ku ko xool nag daal lii ñàkk fayda la mais am na nga xam ne loolu moo leen jiital yooyu yëpp loolu la ñuy wax coefficient personnel am ñu ko ay coefficient personnel mais man effet candidat laa ko waaye man ma jàpp ne nu mu tëdd Macky Sall su duggee ci langue bi effet candidat am dina mot au moins à peu près 3%, dina dem entre 3 ba 8%. loolu soo ko boole ci 49% yi rek 52% yi daan na. entre 52% ak 57%. donc ma jàpp ne loolu le président loolu moo tax ma ne président Macky Sall su daanee élection 2019 day jàll deuxième tour. day jàll astafurlah premier tour parce que effet candidat boobu moom su duggee ci kii rek ñi nga xam ne dañ koy votel te bokk ñi nga xam ne ñoo demoon ci élection législative day gën a yokku
loolu moo tax ma jàpp ne lii ci président Macky Sall dina jàll premier tour sans problème. parce que dafa am sama benn nijaay sax yu ma doon woo di leen ziyaare ci tabaski. ma leen di kii daal di xool daal fi ñu féetee. ñu ne ma fii daal Macky Sall daal mos ñu doon politique ñi nga xam ne du ñu politique ñu ne fii daal di sëñ ba gis daal Macky Sall daal te ku ma ci wax te déggoowuñu fii daal Macky Sall daal la fi tane ñi ma gis fii daal ñi gis fii daal gisuñu ku fi tane Macky Sall. dëgg la leen effectivement ma ne leen dina naa article xam nga ndax lii ko mais loolu laa ciy wax. ne leen président Macky Sall fi mu nekk nii gisuma fii kenn te kuy wax ne nu mu tëddee dégg naa ñu naan day dem deuxième tour force du dem deuxième tour. parce que dégg naa ñu koy wax keroog parce que déjà rek soo jëlee corps électoral li ci yokku. ak li mu am ci 2010 li ñu am ci 2017 ci élection législative bi soo ko divisé ak corps électoral bi ñu ngi ci 46%. donc daf may jaaxal. ñu ne président nu mu tëddee président Macky Sall day dem deuxième tour 2019 loolu daf may jaaxal na fan lay jaar xanaa bopp ñi ko bootalam muy man ak yow ak keneen xanaa ñooñu dañoo seey ci nature bi. nekkatuñu fi. dëgg la wala boog dëgg la loolu tam ma jàpp ne loolu lu mu tëddee ci tënk noonu laa ko kiiyee léegi nag su fekkee ne am nga ay questions yoo ci bëgg a laajte. dëgg la mën nañ ci gën a xóot. waaw d'accord xam nga tey dañuy wax ne fii politique bi toll dëgg la statistiques yi joxe na ko mais gis nañu ne tout le temps xëy na population bi ñi ngi wane seen frustration ci benn côté. benn bi tey jii ñi ngi naan Khalifa Sall révoqué nañu mandatam ci maire yi ville de Dakar. ñii jàpp ne xam nga dafa bari ci Sénégal li leen dal mooy lépp loo xamante ne ni dal na ci kaw nit danañu ko merle peut-être des fois ñu merle ko à raison ou à tort. ñenn ñi aussi jàpp ne opposition bi tey xëy na ci 90 candidats yii ñu jëm ci parrainage dinaa ci ñëw ci kanam. jàpp nañ ne ñooñu tey mën nañu daaneel président Macky Sall donc yow boo génnee statistiques yi nga xam ne Benno Bokk Yaakaar moom bu ko demee ak seen benn candidat mën nañ ci génn yeneen ko opposition bi ëpp ci nombre ni ñu ko gisee nan nga koy définiraate parce que comme li ñu naan plan politique chaque jour dafay changer. dëgg la li nga wax dëgg la mais Noé Adja bu fàttali ne Khalifa Sall. ba coalition Benno Bokk Yaakaar dem législative Khalifa Sall mi ngi woon ci biir kaso bi. effectivement dëgg la. donc ñi meloon mel nañ ba pare. dëgg la. donc loolu du soppi yëf yi parce que ñoom dañu jàppoon. ne nu mu gën li Khalifa Sall ñu ngi koy masaw vraiment li ci ni mu nekkee kenn ñaanalu ko ko. vraiment ñu ngi ñaan suñu borom dimbali ko. nappul jëlee noonu. napp ku nekk lay doon. ñu ngi ñaan suñu borom dimbale ko génne ko ci napp yooyu. mais li am mooy ñu ci loolu am na ba pare législative bañ ciy dem. Khalifa Sall ak ñeneen amoon nañu frustration ba pare ñooñu ñu ngi ci biir kaso bi. donc loolu du soppi suy am aussi dina néew parce que ñi doon frusté nañ ba pare. te élection législative wane na ko. gis nañu ñaata la ñu am. 1,6 million mooy. ñii voté coalition Benno Bokk Yaakaar jàpp naa ne ñooñu ñu jege Macky Sall la ñu président Macky Sall. effectivement te bu 2019 ñooy incha allah ñooy delluwaat voté liwaat président Macky Sall. ba tax ne man jàpp ma ne parrainage bi. parrainage bi sax lu baax la man dama jàpp ne lu baax ñu wax ci tuuti. dama jàpp ne lu baax la parce que Adja suñu defoon parrainage rationaliser parti politique le champ politique. parce que. nii suñu ko bàyyi woon mu dem. ba tax président Macky Sall dafa am vision suñu ko bàyyi woon somalisation la ñuy am. li xew Somalie. maanaam kon tey jii Adja Ndole xam nga lu ñuy def kon tey. suñu defoon kii damay dem ci fa sama maam yi fu ñu cosaanoo ci wàllu jële. fa laay dem lang fa ne nañ ma voté. ñoom te ñëw ne damay créer sama parti politique. dëgg la. man parrainage bi tame yuri laa ko tuddee tame yuri parce que dina dimbali ñu segg bu baax a baax ñi war a dem ak ñi warul dem nga xam ne du ñu jëlal temps bu baree bari parce que maa ngi dégg rek ci yenn interview que pour que électeur bi mën a voter rek ça peut prendre à l'électeur 4 à 5 minutes 4 à 5 minutes pour nit ku mën a jël ko pour voter génn dem sans problème
ci presque 14 millions d'habitants wala boog 6 millions 500 inscrits loolu dina nekk loo xam ne bu fekkente ne lépp jaar na yoon dana doon loo xam ne bu dee am nañ fi ay 100 partis wala 200 partis du dem. mais loolu mënta nekk sax parce que opposition argument bi ñoom utilisé mën nañ def liste unique. mais xam nga ñun li ñu tàddal Sénégal ci ëpp suñu papa yeeg suñu yaay yi nga xam ne ñooñu jiitu ñoom dañoo xool rek li leen arrangé. daawuñu am vision wala boog suñu amee vision c'est vision limitée. Adja xool dëkk bi ñu nekk. seen système électoral bi kañ lañ ko def. yàgg na. mat na ay siècle de ah. siècle. mat na ay siècle collège électoral bi ngay dégg nu mu tëddee collège électoral bi di voté mais ñi ko def ay nit lañ de. bañ koy def ay siècle vision dañu amoon bachiratu li ñuy wax vision dañ ko amoon mais le droit de parrainage bi ñu def am na solo boo xam ne ñi ko def je me dis que c'est brillant ñu koy waxee ci lu am solo la. xel bu ñaw ko def parce que suñ ko deful woon dañ naan liste unique mais su demee liste unique am 200 candidats nooy def. président de la République Sénégal su fekkee ne daf ñu ko woon constitution nee na ku am 35 ans mën na làkk tubaab kenn mosu la condamné mën nga nekk président mais mën nga teel ñi kon ñu présenté wu candidat. bu nekk mën ngaa samp si nga damaa bëgg a nekk président. effectivement. bu boobaa kon fu ñu jëm. dana métti trop ku nekk samp sa nit ba pare doo xam ak pétrole bi di ñëw doo xam ku ñu jox xaalis ku doo xam nu mu tëddee des groupes régionalistes comme li ma wax naa samp sama parti nga xam ne samay mbokk rek ci nekk. dëgg la doo dem ci 7 régions kenn xamul la nga ñëw ne dama bëgg dañ ma jox réew mi. mais yooyu yëpp dañ koy xool. dëgg la ba tax ñu ne 0,8% boobu loolu lu am solo la parce que. fii ak fekkoon na dañu waxoon dañ def nu mu tëddee nañ bàyyi noonu. mais fii est-ce que xalaat nga dans 100 ans ñii ñëw waa Sénégal. naka la ñuy toll xam nga 14 millions la ñu teg. dans 100 ans ñaata la ñuy doon. dana bari loolu. nga bëgg def liste unique. dans 100 ans dina am 1000 personnes. yu bëgg nekk candidat nga ne da ngay def liste unique. loolu aussi da nga koy xool. da ngay am vision. mais États-Unis gii gi nekk. mais dafa am système bu fi nekk dañ ne démocratie la. mais système bi comme nga nekk président. du rek da ngay ñëw taxaw donte mën nga ko mais dafa am système yi ñu teg. comme genre parrainage la mais du parrainage mais daanaka genre yooyu la mais da nga ciy jaar ba yegg si fi nga yegg si. loolu moo tax gis-gis il faut ñu xam ko nga xam ne su population bi di yokku. dans 100 ans suñu mekkee 100 millions. 0,8% ngay def par 100 millions nga xam ne da nga dem ci askan bi dans 7 régions différentes. laaj leen nu mu tëdd da ngeen bëgg yow ñu xam la comme ça nga xam ne doo toog rek benn place. doo toog Saalum rek say mbokk yi foofu wala nga toog Bawol rek mais nañ ma votel duñ la xam loolu du nga xam ne du lu jëmal réew. dañu toll foo xam ne sax wax dëgg yàlla pour ñu parrainer la war nañu xam yaay kan war nañu xam ban programme nga war a jox réew mi. war nañu xam tey ji at least boo demee même bu fekkente ne génnewoo ci ñu am 0,8% at least nga mën a assurer 0,5 wala 6% ñu xam ne sax kii am na représentativité. xam naa kon waaw loolu lu am solo la xam naa ñu may la tuuti rek nga taxirlu le temps may ñëw ci benn extrait rek boo xam ne dégg nañu président keroog ci bisu parrainage bi mu wax ci le temps nag ñuy dugg ci outil de parrainage bi nga xam ne def nga ko ci récemment article bu mujj Ahmed Sarr. Nous sommes, chers amis, la majorité. Nous sommes les militants du Sénégal. Nous sommes les militants de la cause du Sénégal. Et parce que nous sommes les militants de ces nobles engagements, nous ne pouvons qu'être ouverts à toutes les contributions, à tous les apports et à tous les souffles nouveaux. Voilà pourquoi notre candidature est celle de toutes les forces vives de la nation. C'est pourquoi également je me réjouis que cette cérémonie de ce matin ait permis d'accueillir des amis, des compatriotes, des patriotes également que j'ai eu à côtoyer, ainsi que d'autres qui n'ont pas pu prendre la parole, pour leur dire que vous êtes les bienvenus, car il s'agit du Sénégal. Vous êtes les bienvenus avec
vos camarades, vos militantes, les militants, et j'en profite pour lancer un appel à ceux qui encore hésitent ou ont peur du quand dira-t-on. Il faut qu'ils transcendent et qu'ils neutralisent cette volonté, ce terrorisme intellectuel qui ne repose sur rien du tout, pour assumer leur liberté de choix, comme vous l'avez fait Souleymane Ndéné et comme Modou Diagne Fada, vous l'avez fait avec vos camarades Pape Samba Mboup et tous les autres. Ils sont nombreux d'ailleurs. Donc nous devons nous ouvrir à toutes les forces nouvelles qui viennent renforcer notre camp. Pour terminer, mes chers compatriotes, chers amis, ce moment où démarre le parrainage en vue du scrutin du 24 février 2019 doit être un moment propice pour mettre les leaders, les responsables, les militantes et les militants, ainsi que tous les sympathisants devant leurs responsabilités. L'impératif est de se rassembler et de s'unir pour soutenir et accompagner ma candidature. yaakaar naa macha allah Ahmed dégg nga le discours du président de la République li mu wax ci wolof rek xam la ne bisu tey bii dégg nga ko bis bu rafet la bis bu màgg la bis boo xam ne bis bu muy bég la ci parrainage bi nga xam ne ubbi nañ ko ci lancement bi wax na aussi xam la ne jot na ci nit ñi mën a assumer seen liberté waaye jot na ci parti bi aussi mu ubbeeku ci yeneen i nit ci ay xarit ci ñi mu àndaloon démb ak bërki démb ba ñu mën a xam ne candidature am bi candidature nation bi la ci engagement yi nga xam ne moom la diggee engagement politique engagement de développement engagement social ba remercier ci ki nga xam ne mooy Farba Diagne Fada remercier ci Souleymane Ndéné Pape Samba Mboup ak yeneen i nit yoo xam ne peut-être sax limuñu leen wala jëluñu kàddu ba ñooñu tey ji ñëwoon ci bis bi ngir jàppale ko tour de sa candidature ak aussi ubbeeku na ci ñëpp ndax xam na ne liggéeyal réew mi moo ko tax a jóg te ku jàpp ne xëy na lii muy def wala bilan bi muy teg wala jalon yi muy teg war nga ci mën a gis sa bopp kon war nga mën a ñëw adhérer ci li nga xam ne moom ngay def pour ñu mën a dem lan nga ci mën a wax Ahmed Sarr. xam nga Adja xam nga dama yàgg naa di ko wax sax bind naa ko sax xam nga politique addition la ak multiplication du division ak soustraction da ngay ubbeeku ci say ubbee yaatalal ñëpp yaatalal fu waay mënee ñëw yaatal ko mu dugg aussi am na la nga xam ne su fekkee ne am na ñu koy def mais ay yenn wax yi ñoo fi jiitu ne xam nga yooyu du wax politique da ngay yaatal président loolu la mës a digle ne nañuy yaatal di ubbi nit ñi mën a ñëw te gox yëpp na ñëpp yaatal loolu moo tax parrainage bi président wax na ko nee na ñun dañuy yem ci parrainage légal bi nga xam ne 0,8% bi dañuy jàll dem ci 45 communes yëpp xool parrainage nga xam ne natt suñu bopp te loolu dafa baax ci parti politique sax képp kuy wut réew mi da nga dem natt sa bopp man loolu laa gën naa ci article bi ma gën sax génnagul nag mais xam naa dina génn peut-être dëgg la mais na parti politique yi coalition yi ñi bëgg ñi ñu laaj réew mi yëpp nañu def président bi def natt seen bopp nañu dem ci 45 communes yi wut ñu leen parrainé ak marraine ak marraine dëgg la ñu parrainé leen ubbeeku comme ça dinañu mën a natt seen bopp dëgg la li tax ñu ragal ko nag dafa am parce que parrainage dafa nekk lu bees du la nga xam ne noonu te ci concept bi du lu bees mais ni ñu koy defee processus bi loolu la gars yi ragal mais au fond soo ko xoolee ci biir ñoom ñëpp xam nañ ne parrainage lu baax la dañ koy wax ni rek débat politicien la rek mais xam nañ ne parrainage lu baax la surtout pas di politique yi mag yi dañu xam ne nu mu tëti soo demee ci askan bi fu nekk nga dugg fa nga jaay leen seen programme ne leen man de bëgg naa yor réew mi waaye ñeeg sama programme su fekkee nañu ne ñoom dinañ jaay programme bu mag yi sax dëgg la li mu fi def li mu fi liggéey dinañ ko jaay wax ko ci ki ñuy àndee
pare na ko suñ ci àndalee xool leen neex. ñu pare na ko dëgg la. loolu la. dëgg la parce que loolu amul luñ ciy ragal. dëgg la amul luñ ciy ragal dama rek wax nit mu pare daal. waaw képp ku am programme de wax dëgg yàlla je pense que sax daf lay mën a dimbali nga am temps boo xam ne dina nga mën a jege sa population. ñu xam la sax nga profité xam ci yaay kan li ñu naan di porte à porte li ñu naan politique gu parrainage daal politique gu bitigu mag la fu mu ne nii. maanaam kenn ku ci nekk di nga dem ci suuf jóg lu mu la jaral woon parce que bu njëkk xëy na politique nit ñi dañuy yaakaar dañuy toog seen bureau rek comme dégg naa benn waay bu koy wax naan sa ndox mu sedd ne yaa ngi campagne wala yaa ngi politique waaye fi mu ne nii li ñu naan il faut mouiller le maillot. li ñu naan fi mu ne daal nawetaan bi daal moo ubbi. waaw loolu moom wees na nekk nawetaan. waaw nawetaan bi daal ubbi na am na benn auditeur bi dugg ma dugal ko léegi salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. kooku kilifa diine la maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi kontaan ci ki nga fi dalal ak soxna Mimi Touré ancien premier ministre. waaw. man damay dem di wuti ku ma parrainer man du ma ko wax ci rajo damay dem ci biir kër yi nit ñi wax leen ba ñu ñëw jàppale na waaye nag damay defee di jàpp pour ñu jàppale man. waaw du ma ko wax ci rajo ndax damay toppandoo. wax nga dëgg. c'est-à-dire la kenn ku ne la ci war nga koo xam. ba ñuy wuti visa di fi ñëw sëriñ dañ doon ñaanal ak bañ doon dem waxuñu ko kenn. dëgg la waaye nag la nga nar a def nga di ko wax koo xamagul mu dem di ko def du yoon nan wut rek. waaw ku bëri léegi danañu ko xam. wallaay man ni ma ko gisee mooy. benn nit la ñu àndal. ñàkk dajaloo amul fi la ci kenn kese la ñuy jëm le président de la République Macky Sall. pour mu gagné. kon xaajaloo ko mu neex nga xaajaloo wuti indi waaye ku nga xaajaloo rek jarul indi ci ni maa indi lii. dëgg la lépp la sa borom. bu ñu demee ba nga xam ne yëf yi jeex na ba fal falaat. ku indiwul kenn doo ta sa loxo. te ku ci liggéey bu leen liggéey ñu dàq la ndax dañ leen a jël pour ñu liggéey. wax nga dëgg liggéey ci lañ leen jëlee liggéey ci parrainage. wax nga dëgg léegi nag kenn ku ne wutal na ngay toñee sa bopp janax. dëgg la wutal say nit ci luq. ndegam noonu amuñuy doom amuñu ko ànd ak Macky Sall kon dana yomb a gañ waaye ñun ñii wax naan noo fa man nan fexe ba indaale lu nu am nun kenn ku ne ni indi naa lii. moom daal dañ ñaan fi mu ne nii dañ toll ci duma ku mën sa morom duma. yeex na liggéey la ngay tax a duma xeex moom ku koy def da ngay wut pexe mu ne pour gañe dëgg la waaye boo waxee fa ngay gañee kooko dem ci sëriñ ba la doon ñaan kooko dem sport feneen ëpp la doole ko jóg man daal bu ci kenn boo lay saaga rek dañ leen bàyyi non saaga yi moom mënul ñàkk moom xam nga politique am na ñoo xam ne moom ay saaga lañ koy faje waaye ñun duñu fayu dama ni man bu ma saaga ci ay nit ci biir bu ma kenn pare ma. dëgg la personnellement dëgg bu la ma kenn pare mu nekk nag ngay saaga kee ko fa yokkat waaye dama ni man bëgguma ku ma saaga yàlla bu ma saaga kenn d'accord ma ci kii saaga. d'accord jërëjëf kilifa diina kon di leen fàttali yéen a ngi suivre émission bi ci Facebook bi Idrissa Sylla comme aussi yéen a ngi am 212 219 9695 ñu am tey invité bi Ahmed Sarr xam naa ne Omar Diaw Seck ñu ngi koy xaar incha allah di ñaan aussi képp koo xam ne aussi bëgg nga participer tey ci waxtaan wi li jëm ci parrainage ak mobiliser di nuyu wàlla tamit Alioune Ngaydo bu baax di ko wax welcome back di nuyu waa Brooklyn yëpp ñoom démb def nañu réunion bu mag a mag a mag macha allah section Brooklyn tàmbali nañu bii nga xam ne coordination New York ñoom def nañu réunion générale à Brooklyn ubbi nañu bunt bi comme niñ koy defee saa su ne ñuy ñaan yàlla ndam li gën faa bari comme ni mu ko daan defee rek kon maa ngi nuyu ñëpp di nuyu Adja Ramatal moom it maa ngi koy jaale waale fan yëlee dégg naa nijaayam dafa génn àddina Adja Rama ñu ngi lay jaale bu baax ñu yëg ko yëg waaye di ko gërëmee acca mi ñiy jox nouvelle bu naqari boobu ba ñu mën a jàllale kon nag di leen wax ne rek yéen a ngi en direct seen émission ñu am Ahmed Sarr tey ñu waxtaan Ahmed yaakaar naa wax nga ci outil de parrainage. lu waral nga bind article boobu. xam nga li tax ma bind article parce que dama seetlu ne xam nga coow li yëpp li ñuy wax ci parrainage mooy li ma wax processus la bu bees te nit ñi dañu maîtriser wul outil informel te lu yomb la. vraiment moo tax coow li bari nii waaye suñu demee bi ci biir dinañ gis ne lu yomb la te vraiment dem laajte ci nit nu mu tëddee na ma pare na loolu du lu jafe. li ñuy wax politique à la base moo xewle mooy nawetaan rek mooy nawetaan yi ngay wax ma gis ne ñun nu mu tëddee outil informatique nga xam ne fu mu nekk nii wees nañu ay affaire papier mën nga bind nii mais loolu da lay sonal. am na la nga xam ne moo ko gën a gaaw mooy li direction des élections joxe mooy Excel mooy ni ñu koy waxee ci encore clé boobu ñu joxe clé boobu dama ko bind nii
pour rek expliquer nit ñi naka la ñu fi yombee pour ñu mën ko def parce que ñi ci bëri li ñu doon mébét moo di nu ñuy def su fekkee ne yow da nga nekk dem di def wut benn parrain nga ñëw bind benn parrain bind Adja Nogaye Mboup nga dem feneen nu mu tëti def double parrainage c'est-à-dire que parrainer au moins 2 ou 3 personnes nga xam ne bon du ñu xam parce que loolu aussi c'est illégal kooku kenn mënoo ko def benn candidat nga mën a parrainer nooy def ba nga xam ne nu mu tëti su la ñëpp a indilee seen liste en papier yi nga xam ne bind nañ seen parrain nooy xool ndax doublon amul nga xam ne ñaari nit bind na ñaari yoon loolu outil informatique Excel lu yomb la étudiant boo jël xale boo jël sa nu ko ji nekk lycée mën nañ la ko defal ñu xam Excel tuuti mën nañ la ko defal loo tax ma bind ko wala leen liggéey boobu ni ñu koy defee loolu la article bi doon expliqué par exemple su fekkee ne dama bind kenn nga xam ne Moussa Ndiaye Moussa Ndiaye xamul ne nu mu tëddee waroo pare na ñaari nit ñu ñaari candidat nga bind fii keneen ñëw nga bind ci moom soo amee sa liste bi soo boolee yëpp ñu ñëw fusion soo ko xoolee rek am na nay def ci Excel am na benn fonction ci Excel booy jël lu kooku yomb la soo ko appliqué rek di nga gis nu mu tëddee dina ñëw ñaari yoon léegi beneen outil bi lu ma tëddee ci Excel moo di les saa da nga gis dina Moussa Ndiaye wala Amadou Ndiaye noonu laa ko waxee ci kii parce que Moustapha Ndiaye wala Abdoulaye Ndiaye dañoo bëri Sénégal wala Moustapha Diop nooy xamee nu mu tudd Abdoulaye Ndiaye bi bokkul ak Abdou Ndiaye bële loolu aussi dama koy expliquer parce que dafa am lu jiitu loolu direction ministère de l'intérieur carte d'identité yi ñuy def ak nu mu tudd ci carte d'électeur yi ku ci nekk am na lu ñu lay mandargaale carte boo yor numéro bi nga yor rek yaa ko am keneen amu ko mooy li ñuy wax numéro unique dafa am fa nga xam ne lépp fa lañ leen di store la ñuy wax gestion de base de données dañuy jël yëpp dugal foofu ku nekk na nga fa nekkee yow kenn yaa fa nekk numéro bi yow yaa fa nekk su fekkee ne yow Adja Nogaye Mboup numéro bi nga la jox numéro boobu yow yaa ko am keneen amu ko mën na am beneen Adja Nogaye Mboup waaye Adja Nogaye Mboup boobu beneen numéro lay am waaye yow mi di bind yow nii soo déggee nii rek fi ñu ne Adja Nogaye Mboup doo ko xam il faut nga bind loolu bind seen numéro pour mën a xam Excel bi da la koy génneel ne Adja Nogaye Mboup bi de bokk la ci bu xees bi de bokk la bu ñuul bi loolu di la koy génneel loolu la Excel di def kon nag loolu ragal amu fi dégg naa sax ñu tëti avant ñuy dem ñu tëti ci réunion boobu ñu amoon ba ñu ubbi parrainage ñu pare loolu daf lañ jaaxaloon mais ba ñu demee ministère de l'intérieur dégg naa expliqué nañ leen ko ba mu leer léegi moo tax déggatoo ci kenn waxati parce que lu yomb la parce que soo jëlee ñëpp rek boolee leen di nga gis doublon yi day génn parce que li ñuy bañ mooy nga bañ a def loolu nga dem ñu rejeté sa liste nga ne président Macky Sall wala conseil constitutionnel moo nangul sama liste alors que yow dafoo li la war mënoo nga xaaya nu mu tëddi recruter benn ingénieur informaticien soxlawu ko sax wala nga recruter rek benn étudiant en informatique bu xam Excel mu dafa la liggéey boobu nga xam ne sooy déposé ji sa liste mais nga xam ne doublon yooyu du am kenn na ne la kii jël nañ ko ñaari wala ñett yoon parce que nit ñi dañuy déplacé wu su fekkee ne du ñu déplacé wu rek nga xam ne mën nañu registré wu ñaari yoon te duñ ko xam wala foog na ne nu mu tëddee machine du ko xam te loolu foo ko defee dañ koy xam loolu moo tax ma bindoon ko pour rek vraiment ñi ñi xam ko militants yi ñun ñu formé wu sax formation la en fait ñu formé wu xool naka lañ ko def ku nekk mën nga jël sa papier dem ci mais suñ ko defee ci papier ba pare dinañ ko dugal ci Excel suñ ko dugal ci Excel fusionné ko def doublon yëpp ñu xool ko segg yëpp ba mu set wecc nga xam ne Mamadou Ndiaye bu fa nekk su fekkee ne ñetti Mamadou Ndiaye fa nekk ku ci nekk bokk ak sa morom ñetti Mamadou Ndiaye yëpp bokkulee parce que dafa am ni ñu koy defee li ñuy wax ay kii loolu c'est très technique mais li gën a yomb rek mooy Excel bi mooy li ministère de l'intérieur joxe mooy clé boobu soo dugalee rek dina la wax nu mu soo paree am na nooy def ba nga xam ne expliqué naa ci article bi. effectivement nga xam ne na nga koy def pour mën a xam nu ndax kooku ñaareel nga ko jël wala ñett yoon. loolu moo tax ma bind article bi. d'accord kon di leen fàttali rek ne Ahmed Sarr moom wax dëgg yàlla diplômé la en MBA
di consultant macha allah nekk ci États-Unis nekk ci New Jersey di responsable ci parti APR bu mag a mag a mag di ñëw fii tey di waxtaan ndax lii ñuy waxtaan ni macha allah du parti APR rek ñoo ko moom mais képp kuy sénégalais wala képp koo xam ne yaa ngi bokk ci parti mën nga ci jëlee jàngat parce que dafay baax li ñu bokk te ñun ñëpp ñu war a dem nawetaan match ba mise en train yi ci la ñu nekk nii ba fu mu nekk nii maanaam joué ji daal match bi moo ci des waaw may nañu 4 mois ba ñu mën a nekk ci collecte de signature. donc yaakaar naa ne lii nga wax leer na bu baax a baax ci Excel bi nga xam ne moom la ñu def wane nga aussi avantage yi nga xam ne moom la am ci sa biir article. wane nga aussi ci ñan ñoo la war a mën a dimbali pour nga mën a accéder ci les bonnes signatures parce que aussi ak les bonnes personnes ndax nit ki aussi mën na signer fii yow mais naka par exemple aussi wax naa ko sànq la ci wala sax yoon wala ci ak benn nit nee naa nit mën na ñëw ci parti réew mi signer leen ñëwaat ci parti PDS signer leen ñëwaat ci parti APR signer leen parce que xëy na kenn ku ci nekk sa xarit la wala sa nit la te bëggoo mu mer nga signer ko loolu tey nag bu amee naka la ñuy mënee defee différence bi ak ban signature lañ ciy nangu su fekkente ne 3 personnes signer na 3 partis benn personne signer na 3 partis. waaw loolu je crois que dafa mel ne ci li ma jot a dégg dafa mel ne ki ñu njëkk a recevoir moom la ñuy nangu dafa mel ne loolu laa dégg. ci li nga xam ne moom la moo njëkk a daté. waaw moom la ñuy nangu yeneen yi dañ koy recevoir te nag loolu il faut ñu fàttaliku ñun signer ñetti candidat wala lu weesu benn kooku yoon da koy dàq. na ko ñi moytu. parce que daan mën na la cee fekk. tëdd kaso sax mën na la cee fekk. dégg naa mën nga ci tëdd kaso 1 mois ba 1 an. ba pare dina am ay amende. voilà loolu na ko ñi xam lu nga war a xam la. sooy parrainé kenn. xoolal ci la doy nga parrainé ko. bul def parce que loolu yëpp dafay feeñ. parce que bés bu ñu ko gisee mën nga am suñu bindee sa numéro carte d'identité électeur ak sa carte d'identité nationale CEDEAO suñ ko gisee day feeñ. waaye mais diaspora bi ñoom est-ce que ñoom tëjum kaso dina yomb ci ñoom fii wala dafa am institution yi ñu jokkalanteel pour loolu mën a am. waaw peut-être diaspora bi moom dina xaw a jafe. voilà pour ñu appliquer loi boobu. mais tout est-il que ku ko def tamit ki nga njëkk a parrainé rek moom la ñuy jël. la ñuy compter moom la ñuy jël man yeneen du compter benn rek ay compter ñaar duñu jël noonu ñett duñu jël noonu ñeent. waaw dafa mel ne noonu laa ko déggee loolu la ñu wax loolu loi bi wax. effectivement ci njëkk moom la ñuy jël. dëgg la donc amul njëriñ ngay parrainé fukki bi rek parce que ki nga njëkk a bind moom la ñuy jël ko amul njëriñ. donc yaakaar naa ne loolu nga wax leer na ci article bi ñu ngi lay gërëm bu baax. di la sant xam naa balaa ñuy tëj rek ci 1 heure de temps bi nga xam ne moom lañ la jagleeloon tey mbirum Khalifa Sall mënuñ ci bañ a wax parce que nee nañu lu ay di njàmbat tey ji le maire Khalifa mi ngi ci ay tolof-tolof ñi ngi koy ñaanal yàlla delloo ko ci sagoom delloo ko ci activité am parce que comme li may wax nit moomul kaso nit moomul tolof-tolof donc li tax ñu teg ko fa xëy na ak justice la ñi ngi ñaan vraiment lépp dellu ci kaw ci jàmm ak salaam wante tey fi tey nee nañu révoqué nañ ko laaj naa la ko sànq. lan nga jàpp ne nii dégg naa Aïssata Tall nee nañu président mënoon na ko def bu yàgg defu ko néeg ba léegi mu def ko bon c'est son droit est-ce que tey jii jàpp nga ne li président def jaadu na wala jaaduwul Ahmed. mais li président def du ak question si jaadu xam nga yoon la président dafa topp yoon parce que xam nga dañ ne maire suñ ko condamné mën nañ ko révoquer suñ ko condamné rek mën nañ ko président mën na ko révoquer. effectivement mais président révoqué wu ci saa si. ba ko tribunal première instance condamné foofu mënoon na ko révoquer. mais dafa ko. il faut xaar ba ñu tudd cour d'appel. dëggal condamnation boobu. mooy li am keroog. mu doog a révoqué Khalifa Sall. effectivement parce que loi loolu yëpp loi ko tënk. président dafa lu ko neex. dafa topp rek li ko yoon wax. code des collectivités locales. mais maire su fekkee ne condamné nañ ko. il faut que mën nañ ko président da koy révoqué parce que nag maire yi
moo tëdd kaso ñu condamné la nga ne da ngay nu mu tuddee gérer mairie kooku lu jafe la mënoo ko sax parce que li ngay réunion yi ngay dafa jëfandikoo yi ngay def doo ko mën. te président dafa sukkandiku ci rek li ko collectivité locale ñi ma ko mën misaale mooy lii. parce que li ñuy wax naan président woo ko def ko def amul benn njëriñ parce que su demee Cour suprême du juger fait Cour suprême nu mu tuddati application droit. ndax règle de droit loolu lay xool. du xool ndax nu mu tëddee ndax li amoon na di ko càmbara déedéet dafay xool ndax daan bi ñu ko daan est-ce que jaar na yoon wala jaar yoon. parce que ku def lii ku nu mu tëddee ku am loo def usage de faux ñaata at la ñu war a tëj. 3 ans ba 6 ans Cour suprême loolu lay xool ndax loolu tëj nañ ko ci suñ ko tëjoon 20 ans ñu Cour suprême ne non kii war ñu ko tëj 20 ans parce que lii la yoon wax yoon dafa ne. lii ku ko def daan yi lañu la daan 3 6 ans. ni ma la ko mën misaalee xaaral ma jël exemple ba nga xam ne peut-être nit ñi dinañ ko mën a comprendre. ma jël dugg ci charia nu mu te ci affaire kii ci l'islam. l'islam dafa ne ku sàcc dañuy dagg sa loxo am déet. Adja Noé. waaw man ngay dégg waaw. soo sàccee l'islam dafa ne dañuy dagg sa loxo. su fekkee ne dañuy jàpp benn sàcc ci koñ bi. xam ñu lu ñuy def ñu ne kii de dañ ko war a àtte ci xëy na ci droit islamique charia ñëw ñu dem ci fekk maanaam benn ustaas bu nekk foofu kuy jàng daara laaj ko xalaatam suñ koy méngale juge tribunal première instance ak cour d'appel ak cour suprême maanaam ustaas bi mooy juge tribunal première instance mu dem ne la kii de lii la def sàcc na ñu déglu ko bu mu ne waa d'accord ne sàcc na donc dañu war a dagg loxo ñooñu ñoom seeti mbokk yi ne d'accord ñu nañu dem ñoom seeti imaamu jàkk ji kooku mooy cour d'appel. ngeen dem ci imaamu jàkk yi mu déglu leen ne waaw kii de sàcc na wala sàccul ak sàcc loolu day xoolaat fay cour d'appel loolu lay def. day xoolaat li xew. day xoolaat ndax ñoom seeti sàcc na wala sàccul. dëggal su fekkee ne dëggal na. suñ mbokk yi d'accord dañuy dem cour suprême maanaam mooy imam ratib suñ demee parce que suñ demee ci imam ratib du xool ndax ñu mu tëti sàcc na wala sàccul day xool ndax dañu war a dagg loxo bi wax ndax dañ ko war a caw su fekkee ne imam nu mu tëti bi ci jàkk ji bi ci koñ bi imaamu jàkk ji dafa ne ñi dañ koy caw alors que yoon wax ne nu mu tëddee dañu war a dagg loxo bi foofu la Cour suprême bi di ñëw loolu mooy droit. du xool Cour suprême su fa demee du xool ndax sàcc na wala sàccul moom day xool rek li yoon wax. te fu mu nekk nii président tëddee cour d'appel Khalifa Sall. su demee Cour suprême kooku jarul sax ñu kii parce que li yoon wax te li cour d'appel wax dafa yoon la wax li yoon wax moom la dëggal. Cour suprême su fa demee duñ fa jëlee leneen lu bees. donc président jël ko léegi wala xaar tamit ba Cour suprême ñoom fi jël ko du changer dara. du changer li tax président jël ko nag léegi parce que nag Dakar dafa nekk réew mu petit capital. capital mënuñu ko bàyyi noonu mu nekk sans maire. dafa war a dox. am na yu bëri yi ci nekk yi nga xam ne war nañ ko di saytu maire mënoo nekk ci prison di diriger mënoo nekk dirigeant entreprise. di doxal société nekk ci prison naan di réunion di conférence fii di kii di wax ak ñi loolu mënta nekk. dëgg la il faut mu jël dogal loolu rek tax mu tax mais président su ko neexoon mën na toog parce que pouvoir cassation bi ñuy wax mënoon su ko neexoon mën na toog parce que du wàññi dara du changer dara. parce que Cour suprême su fa demee du changer nu mu tëddee décision du ko changer. parce que jaar nañ ci yoon. tëj nañ fi ko tëj kenn tëju ko 25 ans parce que yoon waxul loolu. li ñu war a tëj nañ ko tëj kenn tëju ko lu néew aussi. tëj nañ ko la nga xam ne lu diggu dóomu loolu la yoon wax loolu la def te su demee Cour suprême da koy confirmer. comme nag président Macky Sall yoon rek la topp. bi ñu ko toppee te yoon bi fii la ko fekk code des collectivités locales moom dafa ko fii la ko fekk ci loolu la sukkandiku def li mu def. dëgg la jërëjëf ci loolu la sukkandiku def lu mu def kon yaakaar naa ne fii lañ ko déggee ci WPAT 9:30 AM ci rajo Pencum Réew mi ñu amoon Ahmed Sarr nga xam ne diplômé en MBA macha allah ñu ñëwoon tey di suñu consultant ñu waxtaane ci li nga xam ne en général statistiques yi nga xam ne moom la ñu amoon ci jëm ci candidature élection à la du parrainage bi présidentielle ñu waxtaane
aussi li nga xam ne mooy outil de parrainage yeeg nit ñi ci li nga xam ne noonu la ñu war a demee ci parrain wuti marraine ak wuti ay parrain xam naa noonu rek nga téye ligne bi Ahmed ma jox rek ki nga xam ne mooy sëriñu président Macky Sall sëñ bi maa ngi lay nuyu. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam sëñ Saïd ñu am nga 2 minutes rapidement. alquran am na saar wu ñuy wax baqara. waaw. xam nga baqara mooy aw nag. waaw. fekkee ngi nag ci biir boo xamante ni moom laa bëgg a jox président Macky Sall. jox ko gaaw balaa muy tëj. a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim. bismillahi rahmaani rahiim. alif laam miim. zaalika al-kitaab laa rayba fiihi hudan للمتقين ما شاء الله تكبير الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ما شاء الله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك هدى ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ما شاء الله تكبير ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ما شاء الله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق الله العظيم يخادعون الله والذين آمنوا ما يخدعون ما شاء الله WPAT Patterson and worldwide from New York City at www.WPAT930am.com. Listen. Non-attorney paid spokesperson. Could your house go into foreclosure? Are you behind on your mortgage payments? Does it seem like the bank has no interest in helping you save your home and you feel like you have nowhere to turn for help? Then we have good news for you. Foreclosure Protection Services can help save your home as they specialize in foreclosure assistance. That's all they do. If you're behind on your mortgage payments, being threatened with foreclosure, have been denied a loan modification, or been the victim of a predatory loan, it's critical that you call Foreclosure Protection Services now at 800-688-9018. Their network of attorneys and their agents are available to speak to you now. If you're behind on your mortgage payments, Foreclosure Protection Services can help stop the foreclosure process. Call today before it's too late. New laws are in effect that may save your home. Call Foreclosure Protection Services now at 800-688-9018. 800-688-9018. That's 800-688-9018. Do you use Viagra or Cialis? Have you been thinking about trying Viagra or Cialis? What if we could promise you the same results for less than $3 a pill? If you're paying $20 a pill for Viagra, you're getting taken to the cleaners. Our pill delivers the exact same results for less than $3. We'll do the math for you. You save more than $16 a pill for the same results. Want more? We'll give you 40 blue pills or 40 yellow pills for $99 and add 4 more pills free. You save more than $500. You don't have to be a rocket scientist to know what to do next. You need to call 800-610-3497 and get your 44 pills for $99. Stop overpaying for Viagra. Call us and start saving a ton of money for the exact same results. Ordering is fast and easy with your pills delivered to your door in an unmarked package. Call us right now. 800-610-3497. 800-610-3497. That's 800-610-3497. WPAT. bàyyi leen ñu wax président bàyyi leen ñu wax Macky bàyyi leen ñu wax président bàyyi leen ñu wax nañu bu leen faale
leen ñu wax. dégg li yaa waxati nañu. dañoo bëgg a xam moo tax ñuy wax. bul tontu dañuy xam. ba xam lu ñu wax kenn du leen tontu. ils ont parlé. ne t'affole pas. laisse-les parler. On ne s'affole pas. On vous laisse parler. Insistez, parlez, dites ce que vous voulez. Laisse-les parler. Je te jure. Qu'ils parlent bien, qu'ils parlent mal. Ils ont pas besoin de parler. Sénégalais bu waxul saagawul dafay exploser comme bombe te on a besoin des Sénégalais. Donc wax leen dina xari seen xol mu jeex te on avance. On vous laisse parler. Allez-y. Faites-le. Macky Sall yu bëgg yéeg ci kaw garab. bëgg n'importe qui bu la sànni xeer. Ah non non bëgg a wàcc. bu nekk ci suuf bul wàcc yow tamit. da ngay tànn demal bàyyi leen ñëw. Macky Sall jox naa la sa yéeguwaay ak képp koo xam ne yaa ngi ànd ak moom di ko déglu góor ak jigéen mag ak ndaw. Les 34 sections des coordinateurs et coordinatrices. Assane Fall jëlal. n'importe qui bu la sànni baat bëgg dellu si toog. Amel Touré jëlal. di leen tardel liggéeyal te bàyyi leen jox. Awali. Oh. Aji Daba Seck. El Hadj Ndangandaw jëlal. Laisse-les parler. Ils en ont besoin. Khady Ndiaye. gisuma la de. 212 219 9695. ah suñu sànq bu baax ma maam Cheikh Ibrahima Fall. daan na wax naan. abisim lay jàpp ay dem ba xam. saa si Fall. bu keroog ay man xayaam. yàlla day fay ñi wax bàyyi ñi liggéey. match nawetaan bi tàmbali na de collecte de signature parrainage. suñu président bu njëkk ba Senghor yàlla na ko yàlla yërëm daan na wax naan. qu'il parle bien ou qu'il parle mal. l'essentiel est qu'il parlasse. oh wax leen. bu ñu noppee rek musiba wax leen. gaa ñi wax leen waay wax leen. la caravane passe Macky bàyyi leen ñu wax. oh là là oh là là oh là là. président bàyyi leen ñu wax. Macky bàyyi leen ñu wax. président bàyyi leen ñu wax. yow sàcculoo yow fenuloo yow reyuloo maara day taali yow loruloo nit kon defal li ngay def te bàyyi leen di wax sëgam yonente bi gën gi mbindeef mooy am baatu ginnaaw kon defal li ngay def te bàyyi leen di wax président saa yu bëggee yéeg ci kaw garab te bëgg n'importe qui bu la sànni baat nga bëgg a dellu si toog ne da ngay toog da ngay tardé demal bàyyi leen ñu. Ahmed Sarr dama la perte borom bi la ñuy wutal baatu ginnaaw. Macky saa yu bëggee génn sangu solu toilette tu ba génn di dem bëgg n'importe qui bu la sànni baat nga bëgg a dellu si toog ne da ngay tontu da ngay tardé demal bàyyi leen ñu. segam yonent bi gën gi bi def lañuy utal baatu ginnaaw. wallahi donc may nañ ko soppe yi waaye mooy nañ ko ñi nga xam ne d'accord duñ leen tuddee noonu waaye seen xol moo tàng ñu ngi leen di jéggal macha allah bàyyi leen ñu wax ñu ngi leen di bàyyi ñu wax kon nag am naa premier auditeur ba ñebe na nga def. waaw Noé na nga def. maa ngi lay ziar gëj naa la dégg. waaw maa ngi ci jàmm. da ngaa amoon ay question waaw question bu ma amoon mooy sa interview bi sa invité bi sa invité bi lu mu waxoon mu ne su benn nit signé ñetti candidat ku ñu njëkk a signal kii kooku moom la ñu compter nan la ñu xamee ne kooku la ñu njëkk a signal. d'accord heure bi dañ ngay def heure bi ak date bi yëpp soo signé wala. normalement xam naa ne moom dina ci tontu mais normalement xam nga fiche bu nekk dañ ciy def jour bi nga xam ne moom nga def sa collecte de signature. ok normalement donc bu ñu livré xëy na dinañu am consul ci jamono yi parce que ñi dégguñ ko ci benn rajo
normalement ñoom defaguñu communiqué mais war nañu communiquer ne tel jour parti yëpp war nañu ñëw commencer jël wala boog joxe li ñaan arbitre bi il faut que mu siffler pour gars yi démarrer donc date bu ñu siffler pour gars yi démarrer xam naa ne bu boobaa buñ ne le 6 septembre la exemple à partir du 6 ku jot sa fichier ku xas a bind ku def sa collecte képp koo xam ne signé nga def heure def date à partir du 7 wala 8 dinañ la tàmbali jël. waaw nga baal ma beneen question mooy dañ ne état bi dina sàcc nan la état bi di sàccee si loolu day jël carte d'identité yi dind saa nit yi signé wala dafa am sàcc beneen sàcc boo xam ne mun na jël ay carte d'identité yu bëri jënd leen. def ko ci CM bi loolu est-ce que c'est possible. waaw xam nga nit ki gént wala di janneer ay wax kooku rek moo mën a xam li muy wax lu mu doon xam nga su ma jàkkaarloo ko yow nga yor sa bët di xool man may xool ngay wax loo xam ne miir bii ñu jàkkaarloo man gisuma ko yow rek yaa ko gis donc yow rek yaay mën a interpréter li nga xam ne moom ngay wax mais xam naa ne daal collecte de signature ci papier yoo xamante ni kenn ku ci nekk dañ la ko jox siile ko mu am numéro ak yëpp. bon nga dem war a compter et puis sax surtout nga compter xam ñaata signature nga am loolu buñ la sàccee wax dëgg yàlla ma xam ne gaañu foor nañ. waaw jërëjëf Noé jërëjëf ñebe 212-219-695 képp koo xam ne bëgg nga ñu waxtaan ci lii ñu ngi am Ahmed Sarr ku bëgg a poser question ci parrainage bi ñu waxtaan ci wala ci leneen loo xam ne peut-être àndu leen ci ñu discuter ci auditrice bi dugg léegi salaamaaleykum allo. asalaamaaleykum soxna Nogaye. maaleykum salaam awali ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di nuyu di ziare ñëpp di kontaan vraiment ci émission bi aw ma question sax dama doon nuyoo rek. jërëjëf di la wax ne ñoo ngi dëkk ci yow saa su nekk. jërëjëf ci rajo bi ci groupe WhatsApp bi. ci Facebook bi vraiment liggéey bi rafet na. yaa ngi invité ay nit yu xarañ nit yu am xam-xam ñu ngi ñuy expliquer yëpp leer na vraiment. maa ngi lay nuyu di nuyu Omar Diaw Seck di nuyu képp ku rajo. jërëjëf di fësal liggéey président Macky Sall. ñam Babo yeeg ak ñam Pa Babou jërëjëf ñi ngi déglu Ablaye Ndaw son yi bu temps yi ñi ngi ciy def ay exposition yu am solo kenn nag ñi ngi leen di gërëm Ahmed Sarr aussi mi ngi ci ligne bi mi ngi lay nuyu. maa ngi koy nuyu bu baax. jërëjëf kon ñu dugal extrait bi en attendant ñuy ñëwaat ci li nga xam ne mooy publicité yi. Mes chers compatriotes du Sénégal et de la diaspora, j'ai décidé d'initier une grande campagne de parrainage au président Macky Sall. Je voudrais vous informer des principales raisons qui fondent ce parrainage. 2019 sera un moment de choix décisif pour notre pays. La situation économique de notre pays est bonne. Les indicateurs macroéconomiques, taux de croissance, inflation, gestion du budget et de la dette, investissement sont satisfaisants. Et le Sénégal bénéficie de la confiance des institutions financières internationales et des investisseurs. Au niveau des infrastructures, le nouvel aéroport international Blaise Diagne, l'AIBD, l'autoroute Ila Touba, les routes, pistes et ponts, le TER, le train rapide, les chantiers des nouvelles gares offrent au Sénégal un visage de pays moderne. Aussi, la baisse des impôts sur les salaires, la baisse des prix des denrées de première nécessité dès son accession à la magistrature suprême du Sénégal, la baisse du coût des loyers, la baisse du prix du carburant sont autant de marqueurs de l'augmentation du pouvoir d'achat de nos compatriotes. Ensuite, beaucoup de progrès ont été accomplis en matière de protection sociale avec la couverture maladie universelle communément appelée la CMU, d'amplification, en matière d'amplification du programme des bourses familiales et d'égalité des chances. Également, s'agissant de la Casamance, la paix se construit progressivement et l'activité économique est portée par le programme PPDC. De plus, 3 bateaux à ce niveau sont opérationnels et assurent la liaison avec une subvention importante sur le coût du transport sécurisé. D'autres réalisations importantes sont quotidiennement appréciées,
notamment dans le maillage du réseau hydrographique du territoire, le programme de lutte contre les inondations, les constructions d'écoles, de centres de formation professionnelle et d'universités nouvelles. Concernant le secteur de l'énergie, le gouvernement a engagé depuis 2012 d'importantes réalisations afin de résorber le déficit de production et mieux accompagner la productivité et la compétitivité de l'économie, notamment à travers la mise en œuvre de projets structurants dans la production. La construction d'ailleurs de nouvelles lignes de transport et de distribution dans l'installation de plusieurs centrales solaires, le mix énergétique est aussi une réalité au Sénégal. Dans d'autres secteurs comme la gouvernance des secteurs d'agriculture, d'élevage, de pêche, de tourisme, ainsi que les programmes PUDC, le PUMA, le programme Promoville et les politiques de décentralisation et de déconcentration des services, tout cela consolide la territorialisation des politiques publiques et le dynamisme de l'économie. Sur le plan financier, enfin, l'État du Sénégal compte d'abord sur ses ressources propres, tout en étant, bien entendu, dans une stratégie de diversification de ses ressources de financement extérieur. La mise en œuvre des réformes de l'environnement des affaires et de la compétitivité a permis au Sénégal d'intégrer le groupe des meilleurs réformateurs au monde. Je pense au classement Doing Business. Il est dans le top 10 Afrique de la notation sur la gouvernance économique Emo Ibrahim et dans le peloton de tête de la notation Freedom Index. Il est également dans le top 15 Afrique des pays les plus compétitifs. Je vous renvoie au forum de Davos. Le peuple sénégalais, comme en 2012, fera donc un choix responsable, lucide, serein, cohérent, en élisant au premier tour M. Macky Sall, président de la République, à l'issue d'élections libres, transparentes, pour continuer les réalisations du plan Sénégal émergent. Nous conforterons ainsi les efforts immenses entrepris depuis 2012 pour améliorer le quotidien des Sénégalais et des Sénégalaises, tout en édifiant les bases d'une économie forte, une économie dynamique et solidaire, car le PSE est porteur de développement, de progrès et de justice sociale. Voilà pourquoi nous parrainons le président Macky Sall pour sa réélection dès le premier tour de la présidentielle de 2019. Je vous remercie. Ahmed Sarr, je pense que vous venez d'entendre Madame Aminata Tall de faire le bilan summarizing, le bilan général du président Macky Sall du PSE. Est-ce que vous pensez que ça suffit à la population sénégalaise de donner encore confiance à notre candidat, son Excellence, M. Macky Sall? Absolument, absolument. Je pense que le président Macky Sall a assez travaillé. Ses réalisations sont nombreuses. Je peux en citer quelques-unes. Par exemple, le PUDC. Vous avez le PUDC, Promoville, Puma, CNU. Donc, pas mal de réalisations. Juste le PUDC peut faire gagner à Macky Sall l'élection présidentielle de 2019. Parce que le PUDC a aidé tellement de gens, les populations déshéritées. Par exemple, le président Macky Sall, à travers son programme du PUDC, a réalisé des forages un peu partout pour donner de l'eau potable aux populations qui n'en avaient pas. Le PUDC a réalisé des pistes. Le PUDC a aider les gens à vraiment se déplacer, ce qu'on appelle la mobilité rurale, mobilité même peut-être urbaine. Et si vous prenez le PUDC, vous avez à côté Promoville ou même Puma, c'est-à-dire ce programme pour les zones frontalières. Par exemple, si vous allez vers la Gambie, quelque chose comme ça,
les gens se déplaçaient pour aller, les Sénégalais, les populations sénégalaises se déplaçaient pour aller en Gambie. Pour se procurer des puces téléphoniques, enfin bref. Des accessoires. Tout ce dont vous avez besoin. Maintenant, le Puma va régler tous ces problèmes-là. Les gens n'ont plus besoin de se déplacer pour aller chercher des puces. Ils ont les antennes paraboliques téléphoniques qui vont leur permettre d'avoir le signal et de rester chez eux, au Sénégal, et de ne pas aller en Gambie. Donc, il y a pas mal de réalisations qui peuvent faire gagner les CMU, la bourse familiale, les populations déshéritées, qui n'avaient pas vraiment le minimum, à qui on donne 25 000 francs CFA chaque trimestre. Mais ces gens-là, vous ne pouvez pas savoir comment ils ont apprécié ce geste. Effectivement. Ô combien important du président de la République. Donc je pense que le président, comme le disait le journaliste du Monde, il n'a pas à rougir de son bilan. Effectivement. Il n'a pas à rougir de son bilan. Absolument. Il a fait travailler pour ça. Effectivement. Donc, bon, mais maintenant, ce que disent l'opposition, parce que je dirais pas la population, parce que comme on dit que le président avait rendez-vous et a rendez-vous avec sa population en 2019, le 24 février. Alors, il est en train même d'étaler son bilan. Certains disent qu'il n'a pas fait parce que aujourd'hui, il nous parle de l'eau, que nous n'avons pas de l'eau potable, que les déchets, ils sont en train d'appeler Bill Gates pour, en tout cas, beaucoup de mensonges qui sont en train de sortir dans les médias. Et je pense qu'aujourd'hui, il nécessite de clarifier, de donner le bon ton et aussi de parler avec les Sénégalais pour qu'ils puissent comprendre que c'est de l'intoxication, monsieur. Absolument. C'est ce qu'on appelle l'intoxication, la désinformation. Ça, c'est des techniques qui sont connues. Pour ceux qui ont fait les écoles de gauche, les partis de gauche, c'est-à-dire qu'il faut donner la mauvaise information, il faut désinformer, Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de l'omniprocesseur. J'ai entendu le journaliste qui en a parlé. Effectivement, cet omniprocesseur a différentes fonctions. Cet omniprocesseur peut produire de l'eau potable, peut produire de l'électricité, et pour produire aussi de l'engrais. Mais il se trouve qu'au Sénégal, l'omniprocesseur qui a été installé dans la zone du Technopole, je pense, cet omniprocesseur, son objectif, c'est de régler le problème de l'assainissement au Sénégal. Et en réglant ce problème de l'assainissement au Sénégal, il crée la société, en fait, l'Office national de l'ONAS, qui s'occupe de ce projet, profite en même temps de la production d'électricité. J'ai entendu le directeur général, M. Sarro, dire que les coûts d'exploitation de l'électricité constituent 60% de ses coûts d'exploitation. Alors. Donc maintenant, avec cette usine, ces coûts d'exploitation sont réduits parce que il bénéficie, il s'approprie l'électricité qui est produite par cette usine pour régler certaines factures de l'électricité. Donc, ça avec ce problème-là. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème que cet omniprocesseur, enfin, le deuxième avantage que cet omniprocesseur a, c'est que il produit de l'engrais. C'est-à-dire que les déchets solides, ce qui provient des égouts et qui est rassemblé là-bas, c'est transformé en déchets solides. Et ces déchets solides, c'est ces déchets solides-là qui sont transformés dans un second processus pour donner ce qu'on appelle de l'engrais. Et c'est cet engrais qui est utilisé dans l'agriculture. Effectivement. C'est ça l'objectif. C'était ça l'objectif de l'omniprocesseur. Évidemment, cet omniprocesseur aussi produit un peu d'eau, mais on dit que c'est de l'eau commercialisée. Mais tout le monde a vu que l'eau, ça fait même pas 100 litres d'eau qui produit cet omniprocesseur produit par jour, qui n'est même pas commercialisable. Donc, c'est définitivement de l'intoxication que l'on nous sert. Mais bon, il faut savoir que dans toute chose, il faut savoir faire la distinction, la bonne grecque de livrer. Parce que quand des informations comme ça paraissent, maintenant, chacun peut
procurer de Vous pouvez aller trouver l'information sur l'internet, sur YouTube, vous pouvez aller trouver l'information. C'est vrai. Mais l'omniprotecteur peut produire de l'eau potable, c'est vrai. Mais c'est pas l'objectif. La production d'eau potable, c'est pas cet objectif qui a été assigné à l'omniprotecteur. Mais Monsieur Sarr, donc Monsieur Sarr, si vous me permettez, est-ce qu'il ne serait pas mieux dès lors de donner une bonne communication à la matière? Parce que peut-être aujourd'hui, nous savons que nous sommes au Sénégal, c'est un pays de dialogue, c'est un pays de parole. Alors, il faut tout dire, il faut toujours parler, il faut changer le système. Maintenant, s'il faut innover des choses qui vont à la population, je pense qu'il serait mieux d'expliquer et clarifier comme on le fait dans les parrainages, comme on le fait dans d'autres projets, d'expliquer aux Sénégalais que cette procédure veut ou bien vient pour amener à la bonne je sais pas initiative ou quelque chose comme ça. Non, absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous, madame, parce que il y a un travail de communication. Effectivement. Je vous ai perdu, Monsieur Sarr. Allô? Alors, il y a un travail de communication. Je pense qu'il ferait mieux que ces agents qui travaillent pour le président de la République, son Excellence, Monsieur Macky Sall, puissent donner la bonne information à la population sénégalaise. Je vous reviens tout de suite pour la deuxième partie en Wolof. Maintenant, j'y vais pour donner ma publicité avec Baobab Guigui. Je n'y crois pas. Parce j'ai entendu des gens qui ne croient pas à ce qu'il dit. Ils se disent que oui, c'est un gars de l'APR, il a été élu par le président de la République, donc il ne dira jamais la vérité. Moi, je crois que la meilleure démarche, c'est d'amener à la télévision nationale une série de reportages pour montrer comment ça se passe, le processus de A à Z. L'eau qui est recueillie, quelle est la quantité, parce que quand même les Sénégalais sont assez intelligents pour comprendre que ce qu'on leur dit et ce qu'ils voient, ils peuvent bien faire la différence. Si vous me dites que on est en train de commercialiser l'eau là-bas et qu'on voit qu'il y a pas de structure de production d'eau, parce que c'est une structure de production d'eau. Pour commercialiser l'eau, il faut avoir les structures de production d'eau. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas le faire. Alors, si la télévision va là-bas et les télévisions vont là-bas et constatent qu'il n'y a pas ces unités de production, mais les Sénégalais comprennent donc que c'était de la désinformation. Et c'est ce qui existe. Effectivement. Cet omniprocesseur n'est pas une usine de production d'eau. Et ça, il faut que ce soit clair pour tout le monde. Et nous le ferons en Wolof pour certains de nos compatriotes qui ne s'approprient pas à la partie française, mais nous voudrions clarifier en Wolof, comme on dit, donner la bonne information. Vous restez à l'écoute, je te reviens tout de suite, Monsieur Sarr. waaw wax nga dëgg de ñun de guy gu réy gi nekk ci digg New York mooy sunu ndaanaan moo nu tere nelaw ñu ni guy gi fan la nekk ñu ni mi ngi nekk 120 West 116 Street between 7 and Lenox foofu moo di fan nee nañu foofu nag moo di Baobab guy gu réy gi nekk ci digg Harlem tubaarkàlla macha allah bu ngeen demee Baobab bëccëg bi nee nañu ceebu jën yaa nga fa maafe yaa nga fa ceebu yàpp yaa nga fa suluxu mbalax yaa nga fa booleek nag ay xale yu jigéen yu taaru nag te set wecc nag bërëb ba dolli set xeeñ neex bu ngeen demee ñu di leen toppaloo ngeen lekk ba suur naan ba màndi lépp ñu teg ko ci yoon ñu ni loolu ndax doy na ñu ni déedéet guddi ga nag bu jotee nee nañu alaaji sëriñ moo fee tax daanu si ca biir nee nañu bu ngeen ñëwee fekk ca biir dibi ja nga xam ne moom lañ daan lakk Sénégal di ko booleeg soble sa di ko jëri ca taal ba di ca xëpp li nga xamante ni moo di moutarde Dijon ba ak oromasi ba moom la ñuy defar ba mu baax nee nañu sëriñ moom la nekk ca biir góolu ko ñu ne ndax loolu rek doy na ñu ne déedéet dana ciy def bu yàpp nag di ci def bu ganaar nee nañu ndax Baobab restaurant ci loolu la yem ñu ne yemunu ci loolu ndax Baobab restaurant boo amee seen numéro téléphone ñu di ko wax 212 864
4700 mën nga jaaxaan ci sa kër woote di nga yot ci xale yu jigéen ya fa nekk nga jox leen sa adresse ñu yabal delivery bi mu daal di ñëw indi la li nga commandé bu ko defee nag nga am noo def. mooy sunu ndaanaan moo ñu tere nelaw. mooy sunu ndaanaan moo ñu tere nelaw kon Baobab daal macha allah Malang mi ngi ànd ak pencum réew mi wax dëgg yàlla di ci def lu am solo. di def lu am solo xam naa rek ni ñuy def mooy dinañu àndaat ak yéen léegi rek ci waxtaan wi nga xam ne def nañ ko en français ci ak ndax dañuy am toujours sunu mbokk yi déglu pencum réew mi te dañuy bëgg nag di ñu laaj ñuy def tuuti partie français dinañ koy commencer ak ñoom ci rubrique yu bari parce que ñi ngi jëm ci parrainage te am na ñoo xam ne sunuy mbokk yoo xam ne saraxule wala bambara yoo xam ne ñi ngi nekk Sénégal bëgg dégg li ñuy wax te tout le temps duñu koy am donc dinañuy ñëw ak yéen ci ay rubriques yoo xam ne 15 à 20 minutes yoo xam ne débat yi ñu fiy def en wolof dinañ ko def en français pour que ñu ñëpp mën a comprendre ne pencum réew mi ñëpp ci bokk ku nekk mën nga ci gis sa bopp. donc sëñ Ahmed yaakaar naa ne balaa may ñëw rek ma dem ci ñaari publicité dellusiwaat rek ñu waxtaan ci li nga xam ne mooy partie wolof bi jërëjëf. lu ma wax yéen a fu ma jëm yéen a ñi ma bëgg ñan la ñi ma mel yéen a ko waral daal ci Sénégal mooy sunu gaal. Sénégal mooy sunu gaal moo tax Adja Khady macha allah fexe di ànd ak yéen ci Halal Meat Market nekk ca fële ca 116e street adresse bi di 251 West 116 street Halal Meat Fish Market te Adja Khady ak Adja Thiam ñoom ñëpp nekk fa amal leen macha allah Ndeye Marie amal leen ceeb yu ñu fay jaay meew suukar café araw cere mburu mu tàng mi fa la xoyame boo koy romb sa xel ne ci xam ñun séeréer yi macha allah dañuy bëgg rek di jël mburu saa su ne di xalaat Awa Diouf bu baax ñun bu ñuy dem dëkk ba dañuy jënd 3 kilo mburu yóbbaale wala 4 kilo kon donc dañuy dem tout le temps ci foofu ci Halal Meat Fish Market te Adja Khady nee na fan yi am na ay juice yi nga xam ne Ndeye Maree ko indaale muy jus de ditax yu neex jus de mango jus de corossol macha allah am na gros am na lépp Adja Khady petit cola sax daf koy jaay macha allah kon boutique boobu daal mooy ñàkkul dara saa yu leen bëggee daal ci li nga xam ne mooy seen ndugg africain dem leen ci Adja Khady ci lépp. Adja Khady daal nee na lu mu wax yéen a ko wax kon nag woo leen ci Adja Khady retail bi 212 933 0374 soo ko woowee rek def sa order mu pareel la ko balaa ngay ñëw bu la neexee ci wholesale bi nga woote 646 645 7505 kon nag Adja Khady daal nee na bu fa kenn wuute ci li muy def. sa xel ci baax li muy jaay Adja Khady daal jar na jërëjëf kon nag moo leen di bégal saa su ne Adja Khady daal bu ko kenn wuute te kat boo jógee ci Adja Khady seetal ma fii ngay dem. wax naa la doo ñaaw ci Pikine restaurant Gracia moo nekk ci biir restaurant ba. Fat Bintou Ba nekk ca biir ca bëccëg ba di fa togg ceebu jën yu neex maafe yu neex domoda yu neex suppu kànja yu neex waaye Gra tamit ànd leen ci vraiment saf-safal yu bu neex yi ca biir yaakaar naa Amadou moom kenn du ko laajteti ci dibi bu neex ak poisson braisé bu neex ànd ak attiéké ànd ak salade ànd ak vermicelle ànd ak aloko bu saf ba pare nag ñu jox la ko ci service bi gën a set yaa faatu nag moom xam ngeen ko moo gën a gaaw ci welcome customer bégal la taajal la añ bu neex boo bëggee am lu la neex demal ci Pikine restaurant ci 240 West 116 Street numéro téléphone ba di 646 922 7015 Pikine restaurant Amadou mooy oona ba saa yoo fa duggee am lu la naqari bàyyil sa benn moo rek boo ñëwee la fa naqari woon danañ ko faj Pikine restaurant daal boo jëlee A B C
da ngay mën a ñëw en garnier yoo fa am ne leen damay réserver table mën nga fa def sa anniversaire mën nga fa def sa dîner te kenn du la gisal glace yu rafet a fa nekk macha allah ci service bu set a set Pikine restaurant daal xam naa ne moom la gaañ di wër. yàlla sunu borom dafa bind doomu aadama waaye yamalewu leen dafa may kii lu tuuti kii lu ne gàññ kii lu yam kii dara loolu daal mbiru yàlla la. loolu mbiru yàlla la moo tax Prestige multimédia ne man daal li ma leen di defal mooy nekk ci 116 bi nekk tamit ca 2798 Edgecombe Ahmed Sarr 2798 8 avenue di leen fa jàppale ci li nga xam ne mooy computer di leen jàppale ci li nga xam ne mooy ay tablette di leen jàppale ci mooy téléphone unlock téléphone yu baax yu mujj yi commencé ko ci iPhone 10 ba ci suuf commencé ko ci Samsung 7 Edge 8 bi boo leen ci soxla Prestige multimédia mi ngi leen koy jàppale ci turu boo leen ne rek Omar Diaw Seck rajo pencum réew mi wala nga ne ci Nogoy Mbub laa ko déggee Prestige multimédia Khalifa Ndiaye daal taalibi bu mag boobu nee na daal nga woote ci 646 438 9061 madame Khalifa Ndiaye nga fa macha allah di def bu baax a baax boo ñëwee ñu jox la ci service bu leer adresse bi nekk nag ci 116 mi ngi 277 West 116 Street à New York numéro téléphone bi di 212 222 0088 212 222 voilà 0088 Khalifa Ndiaye daal nee na lii la wax. yàlla mooy sunu borom léegi nooy su yàlla ni waaw yow nga ni déedéet booba sunu borom day bëree mbër bu yàlla samp ma ne su ko daanee gaañ tey leen bi jëng ca kaw ginnaaw kaw la ma ne bara gi ci suuf di dox suuf la ma ne loolu daal mbiru yàlla lay yàlla mooy sunu borom du dañ 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 yàlla ko def waaw du dañ 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 du deñ yàlla ko def moo tax ñu ànd ak président Macky Sall ba war a ànd ak moom ci parrainage bi wax daal dëgg yàlla wan réew mi ne moom daal moo war a nekk candidat bu Benno Bokk Yaakaar yaakaar naa ne dégg nañu léegi ci li nga xam ne moom la bilan bi nga xam ne madame Aminata Tall def di présidente conseil économique et social et environnemental waxtaane ci li nga xam ne moo waral ñu war a parrainer président Macky Sall ci lim fi def lépp di wax ko en français àndoon ak sama compatriote sama camarade Ahmed Sarr ñu koy gërëm bu baax Ahmed yaakaar naa ci wolof sànq wax naa la bilan bi li nga xam ne moom la Aminata Tall madame Aminata Tall wax ci lu tax ñu war a fal président Macky Sall mais jàpp nga ne yow tey en wolof bilan bi doy na pour ñu fal président Macky Sall. wees na doy sax xam nga président Macky Sall li mu liggéey dañuy xayma nii rek waaye wees na lool parce que li ci gën a fës rek mooy li ñuy gis nii ay PMU ay PUDC CMU bourse familiale bari na soo koy lim Promoville Puma dafa bari la nga xam ne ak yu sew yi nekk ci biir yi nga xam ne soo ko xoolee programme bi loolu yëpp nga xam ne ci biir plan Sénégal émergent ci la bokk yooyu soo koy xayma benn par benn fii ba suba duñ fi jóge loolu rek doy na rek pour PUDC rek laa wax na PUDC rek doy na pour fal président parce que laa ko wax ci rajo APR nee naa leen ni mu saafara li ñu tuddee problème nit ñi parce que nag Sénégal du Dakar rek ñi dañ jàpp ne Sénégal Dakar la yem déedéet am na ñi nga xam ne daan nañu bay bu ñu am yoon bu ñu jaar PUDC tey ñëw rek la na problème yooyu les pistes bi am rek na problème yooyu am na ñi nga xam ne daaw ñu am ndox eau potable ndox bi ñu mën a naan PUDC fu nekk bëgg nañ fa forage ay gox yu ruqee yu nga xam ne bëgg nañ fa forage wala tam mën nga naan ndox bu sell
Promoville Puma nga xam ne les zones frontalières nga xam ne ñooñu am na ñi nga xam ne sax jàpp nañ ne biir Sénégal lañ dëkk par exemple soo demee côté Gambie gi wala nga dem bale sama côté mbokk yi fële ci kaw waalo bale ñi nga xam ne ñu ci bëri Mauritanie la ñuy dem jënd ay téléphone ak yooyu wala côté Fouta mooy zone frontalière rek mais ñun léegi dañ leen defal ay tali ay piste ak nu mu tëddi ci wàllu téléphone teg nañ fa ay antenne téléphonique yi nga xam ne dinañu mën ñu couvrir foofu zone yooyu yooyu yëpp ñu ngi koy def Promoville yi nga xam ne ci biir dëkk yi defaat ville yi ville citadine yi nga xam ne dañ leen di defaraat dafa tali lépp li ci wàll nga xam ne dëkk laaj na ko taxawu ci hôpitaux yi di defaat yenn hôpitaux yi ñu te ci cancer bi ñu indi machine yi jëm nga xam ne machine yooyu ñu jëm yooyu yëpp soo koy lim vraiment loolu rek doy na pour bilan président Macky Sall moom bantuwaat rek li ma waxoon ci français. dëgg la loolu ñu ngi koy seetlu. journaliste yi ñu ngi koy seetlu nee nañu Macky Sall su fekkee ne bilan rek la kooku amul dara lu mu ci ragal. nee na su fekkee ne bilan rek la ñuy wax. li mu def ci réew mi. loolu amul lu mu ci ragal xanaa kenn leneen la ñuy wax waaye du affaire bilan. jërëjëf liggéey lu mu. dëgg la loolu am na solo Ahmed Sarr ñi fàttali mbooloo mi mbokk yi ñuy déglu ci WPAT 9:30 AM waxtaan wi dañ ko ubbi ngir képp koo xam ne yaa ngi nekk Sénégalais gis sa bopp ci président Macky Sall wala nga ñàkk ci gis sa bopp ñu waxtaan ci li nga xam ne mooy sunu devenir maanaam li ëllëgu réew mi war a taxawee ak loxo yi ñu ko war a jox loxo yoo xam ne jàpp nañ ne kenn ku ci nekk bu ëllëgee doo rëccu sa carte bi nga jël joxo ko wala sa signature bi nga def ci parrainage bi waaye Ahmed yaakaar naa ne yaa ngi wax lu am solo ci wàllu ndox tey gis nañu ne Sénégal benn wax tàkkati na fa ndax xam nga at semaine bu ne rek am bu bees boo xam ne dañ koy indi ñu ne ndox boo xam ne ay dañ koy jël ci déchets yi pour defaraat ko jox ko nit ñi ñu naan est-ce que loolu yenu na maanaa xam nga soo xoolee Sénégal ñun dañu nekk dëkku ay jullit lañu ay ñi jullit lañu ñi catholique lañu daanaka gëm nañu ci am na la nga xam ne soo koy wax yow sax ci sa xel da nga naan loolu nag la mën a nekkee parce que am na lu am na machine bu ñuy tuddee omniprocesseur dëgg la machine bi am na ñett yëf yi nga xam ne mën na ko def dafa ndox mu neex ci la bokk loolu lu am la mën na defar engrais mën na defar courant ñett yooyu da koy def waaye Sénégal li tax mu wut machine boobu wala bokk expérience boobu mu nangu ko parce que daf moom ci wàllu électricité bi ak engrais ci loolu la gën a jublu ak régler le problème de l'assainissement parce que lan la machine boobu def machine boobu mooy ñi dem gannaaw nu koy waxee ci encore wanag gannaaw douche waaye gannaaw kër rek gannaaw kër su la ne gannaaw kër ndox bi li fay jóge yëpp dañu koy ulee ñu koy bàyyi muy walanga dem ci tas ci dëkk yi nga xam ne day jur ay jàngoro yooyu ñu ne Sénégal ne voilà léegi dañuy jël loolu collecté ko jël ko yóbbu ko benn place wut ci njëriñ am ci njëriñ ba nga xam ne dinañ ci génn la mu ci séntu li ci Sénégal séntu peut-être mën na am na yeneen dëkk la nga xam ne yaakaar mu ne machine bi ñëw li ñu ci séntu mooy régler problème assainissement du problème defar ndox du problème moo nu ma tudd jaay ndox wala defar ndox du loolu machine bi ci boppam régler problème assainissement la ci régler problème assainissement boobu gannaaw ndox douche yi gannaaw kër yooyu lu ñëw dafa koy transformer en solide maanaam lu dëgër lay doon nga xam ne loolu suñ ko machine bi transformé da koy def engrais boobu mën nga ko utiliser ci jiw yi agriculture yi ñoom lu mu mënti doon yooyu ci biir processus boobu nag am na ndox bu ciy génn gis nañ ne ndox boobu mën nañ ko naan waaye ndox boobu tax koo bare parce que machine boobu loolu tax koo jóg du affaire produire ndox moo ko tax a jóg waaye dafa am ñu ne machine boobu dañ ko ndox boobu dafa am ñu koy jaay dañ koy jaay ci sachet di ko jaay ci dëkk bi ñi di ko jaay te loolu du lu am ñi yor machine bi ñi ci liggéey neen ñu loolu liy produire sax matul sax 100 litres matul sax bari ko ba ñu koy mën a produire gaz kon nag su ñuy wax ne dañ koy produire di ko jox nit ñi di ko naan loolu vraiment wax ju yàqu la wax ju yàqu la parce que nag di ko jaay dina produire gaz ndox
waaye duñ wax ba nga xam ne mën nañ ko à l'échelle industrielle ba nga xam ne mën na def comme SDE di ko jaay di lu ubbi robinet ngay jaay wala di ko def ci sachet di ko jaay loolu du lu am. te gis naa ne li may wax sànq travail de communication bi ñu war a def gis naa ne waa ONAS def nañ ko daf mel ne ànd nañ ay journalistes. maa ngi koy ci leeral wan leen nu mu tudd processus bi production bi na may doxee wala machine bi naka lay doxee pour wane ne installation production d'eau à échelle grande échelle maanaam nga xam ne mën naa nandal ab dëkk. loolu amu fa. amu fa te loolu il faut ñu leeral ko gën a leeral lii gën ko fësal. wax ko nit ñi aussi ñoom gis ne loolu du lu am. parce que nag ay jullit lañu ñu rek ay nitu diine lañu. ñu wut ay ñu gannaaw kër ndox naan dañ koy jàppee wala di ko naan loolu duñ ko def. loolu duñ ko def loolu lu leer la yaakaar naa ne lii mooy li am solo ci li nga xam ne mooy liggéey bi nga xam ne gouvernement moom mu la waral parce que dañuy wax ne adduna bi tey technologie bi dafa toll foo xam ne ni ko Imam Moustapha Diop di waxee nee na internet njariñ gi ci nekk. waaye am na ci ñoo xam ne duñu ko jariñoo maanaam mbir bu ñëwee ci yow dikkal la nga mën a search ci biir def ci connection jàng ci alxuraan def ci ay recherche def ci lu bari loo xam ne mën na ubbi waat sa xel nga toog fi nga toog jàng ci dara lu ubbi sa xel wante boo ko jëlee yow def ko à usage vraiment d'une mauvaise usage loolu dafay doon loo xam ne lu yàq xelu nit ñi la wala lu lay yàqal la wala lu lay tardel la moo tax ñuy wax ne dafay baax ci lu bees bu ñëwee ci réew dafa war a am njëkk nga wan ko nit ñi njëkk nga def test yi njëkk nga fexe ba verrouiller képp koo xam ne noonu la buy jóg parce que wolof dafay wax ne borom caq dafay moytu borom baatu neen te képp koo xamante ne nii yaa ngi opposé wu sa métier mooy saa yoo gisee xool benn faay rek boo xam ne couvrir luñ ko yow nga jaar fa def ko fa prox ndoll pour mën a yàq xelu nit ñi indi loo xam ne mën na sax taal réew fuñ koy waxee donc loolu baax na ci buñ ko ñu ngi ciy def appel président Macky Sall bu déggee suñu kàddu ak ñenn ñi nga xam ne ñoo bokk ci cellule communication ñu fexe di vulgariser maximum ci li nga xam ne moom la ñuy jox population parce que réew mi am na loo xam ne soo leen ko dee jox war nga leen wax lii lan la nu ñu koy defee ba kenn ku ñëw di leen expliquer dañ lay wax ne bul sonn man am naa ko comprendre nañ na wax nañ ma ko ci séeréer jàng naa ko ci pulaar jàng naa ko ci wolof jàng naa ko ci leneen kon sëñ Ahmed yaakaar naa ne wax bi nga wax am na solo leer na te mën na dimbali ñi nga xam ne ñoo déggoon wax jooju doon yàq seen xel fan yi ci rajo yi xëy na wax bi ñu ngi ñaan mu nekk wax boo xam ne dina leen doy te dina leen jariñ xam naa duma la téyewaat lu yàgg dama lay wax rek sa dernier mot Ahmed le temps ma yeggali ak auditeurs yi ku bëgg a woote nag 212 219 9695 mën nga dugg bisimilah Ahmed. waaw Adja Ndofène ñu ngi lay sant di la gërëm ci invitation bi nga invité yàggoon nañ fi bëgg ñëw xëy na job bi moo ko mayul woon waaye vraiment ñu ngi lay féliciter aussi ci liggéey bi nga def travail bi ngay defal ci parti bi travail bi ngay defal liggéey bi ngay defal coalition bi jàppale bi ngay jàppale Macky Sall naam fi nga ñu fekk waaye def nga loo xam ne nam ci am na ñu fi nekk te liggéeyuñu ko defuñu ko parti nag soo ci nekkee da ngay liggéey ku nekk anam bi nga ko mënee am na ñi nga xam ne wax la ñu mën am na ñi nga xam ne bind la ñu mën am na ñi nga xam ne animé la ñu mën am na ñi nga xam ne organisé la ñu mën ku nekk na nga liggéey fi li nga mën na nga liggéeyee foofu ba ñu ràññee la ci je crois que noonu la parti war a defee noonu na ko ñëpp a gisee noonu ku nekk am na loolu yàlla defal jëm koo xam jëm ko jëfandikoo parce que maa fi newoon te jëfoo dara jëfa ko gën vraiment nañu ñuy jëf na militant yi ñëpp ñoo bokk bëgg-bëgg bi mooy li may wax rek président Macky Sall moo fi nekk c'est la seule constante du leneen keneen neew fi président Macky Sall fi nekk nañu bëggal deuxième mandat ñun ñëpp nañu booloo jàppale ko liggéeyal ku nekk ni ku nga ko mënee su fekkee ne wax nga mën waxal su fekkee ne bind nga mën bindal su fekkee ne indi nit nga mën indi su fekkee ne animé nga mën nga animé looloo ensemble parti politique ku nekk ni nga ko mënee donc maa ngi ciy félicité parce que quand même ba ngay sanc sa rajo kenn fekkuloo ci yaa sanc sa ci jàppale président Macky Sall fekk ñu fi def ci liggéey ba léegi ci fekk la ci kon nag maa ngi ci soññ ñëpp rek
ku nekk noo mënee na nga mënee lu ci sa wërsëg nga xam ne sa wërsëg nga xam ne loolu la. maa ngi ko kooku nag ñëpp laa koy wax parti bi man loolu laay dox tànk yooyu laay dox. jéem a boole nit ñi ñu xool ne benn bëgg-bëgg gaal gi ñoo ko bokk. dëgg la. Sénégal gi ñoo ko bokk ñun ñëpp nañu àndandoo jàppale président bi parce que nag ñu ngi liggéey. parce que am na la nga xam ne sax nit ñi duñ ko mën a xam. yenn degré yi soo fa yeggee niveau d' information parce que président niveau d' information ko lépp lu mu def rek am na lu tax. dëgg la. parce que information bu muy am ak yow information bi ngay am bokkul. dëgg la. parce que loolu la ñuy wax asymétrie de l' information. loolu mooy indi problème yi désinformation malinformation parce que dina jël décision doo xam ne tax mu jël décision parce que président. c'est l'homme le plus informé. le président de la république. lépp ñëw ci moom. dëgg la lépp ñëw ci moom. donc su jëlee rek am na fu ma ko teg. dëgg la rek daf ko jël parce que ki xam-xam boobu asymétrie de l' information nag ma daaneel fii rek. xam nga dafa am borom xam-xam yi si jàng. nee na sooy ñëw par exemple te lii la utilisé sooy jaay oto. su ma ñëwee dala jaay oto. yow oto bi da ngay gis rek oto bi laa la jaay. couleur bi ngay gis ak oto bi. est-ce que xam nga lu nekk ci oto bi. xamoo moteur ba xamoo ñaata mileage la daw. waaw est-ce que xam nga ko. déedéet mileage yi sax mën nga ko xam paan yi mu am ak yi nekk sew saan yi yow est-ce que mën nga koo xam. yow mii di jënd. déedéet. xam nga mënoo koo xam. xam nga ki nekk fii kii dawal oto bi kii nekk di dugg di yóbbu ñu koy wax li xew ci oto bi xam moo la mën a wax li xew. dëgg la. noonu la demee mooy niveau d' information yi da dul bokk. yow oto bi nga gis. dëgg la oto bi nga gis couleur bi nga gis fa nga yem. jërëjëf oto bi soo rafetee da nga oto bi rafet na oto bi yaa ngi waaye noonu la ñu mel. xam nga président tool na ba nga xam moom xam na ne oto bi rafet mais xam na leneen li nekk ci suuf information yi am yow amoo ko. walaay dëgg la. walaay dëgg la loolu kon nag ñu ngi lay gërëm vraiment di la sant. jërëjëf c'est bon di la encouragé ci liggéey bi ngay continuer di ko posé. merci di encouragé militants yi yëpp. vraiment ñu ñëpp booloo nekk benn. dëgg la vraiment say li ñu jëm xeex bi ñu jëm ñëpp jàppale ko vraiment mu am ci ndam Sénégal jëm kanam parce que Sénégal ñun ñëpp ñu ñëpp si. jërëjëf parce que loolu lañ bëgg. jërëjëf Sénégal loolu la kon nag ñu fanaan ak jàmm. jërëjëf Ahmed ñu fanaan ak jàmm. sopp naa la ngir sa ba sopp naa la ngir sa teraanga sopp naa la ngir sa yëg sopp naa. salaamaaleykum. waaleykum salaam. Adja Nogay na nga def. ñi ngi sant bu baax. maa ngi lay nuyu di nuyu sa invité boobu. jërëjëf ñu ngi lay fay. di kontaan ci information bi ngeen joxe ci wàllu ndox mi. jërëjëf. waaw xam naa ne bëri na ñu mu jaaxaloon trop. dëgg la. waaw mais li ma gis nag mooy yéen da ngeen di am toujours manque communication opposition bi mal communication ñoom. dëgg la. waaw parce que léeg-léeg dafa am information yoo xam bu ñu ko xasee jox askan wi danañu tiital ñu bëree bëri jaxase leen. non loolu moo waral. waaw loolu moo waral suñu jotaay saa yu ñu toogee. bu ñu dinu xuloo dañuy fexe rek dem jëli information bu baax. livrer ko communauté bi ñu déglu. léegi nag ki déglu. moo xam li ko xolam di jox xam nga kii laa bëgg kii laa bañ moom xol a koy nangu. c'est vrai waaw wante ñun daal saa suñu yëgee ne. am na lu communauté bi di xulumle. di ko wax daanu fexe ba indi loo xam ne dana dëggal li nga xam ne mooy liy dëgg suñu gisee tamit li ñuy wax mooy dëgg tamit dinañu wax ne kat li nit ñi di jooy loolu mooy dëgg kon nag gouvernement bi na ci teggi tànkam wala teggi loxoom parce que nag xale gu dajul suuf comme ni ko waa ji di waxee waaye nag am na loo xam ne boo juumee ñu ne la taxawal waaye bu dee dëgg tamit ñu taxaw ne lii dëgg la. parce que ndox mi depuis ñaari at xam nga ñu ngi cee wax même ci FM yaakaar naa ni ñoom maa ngi déglu sax télévision bu fa dem ci usine bi carrément wax ak ña cay liggéey ñu wan carrément ñoom weddi information bi yëpp waaw ñëpp weddi nañ ko courant lañ cee liggéey daal walaay ñëpp moo tax Ahmed Sarr leeral ko ñoo tax ñu leeral ko gën ko leeral communauté bi te duñ ci tay duñ ci sonn bu jëree émission yëpp ñuy wax ci ndox mi ndax lu ñuy naan la suñuy njaboot di ko naan ñun ñëpp ñu bokk wax ndax Sénégal bi ñoo ko bokk jërëjëfati auditeur bi sopp naa la waaye sopp naa sama nijaay ñi ma dajeel démb rek macha allah mu jox ma loo xam ne dinaa ci dund ba ci samay sët nijaay Fall xam nga ma xam maa ngi lay ziar saka sa yow mi dugg sopp naa la salaamaaleykum
ndeysaan kooku dafa kontaan ba ma ngay ree bégal rek saa su ne Awa Gumba la laay may ci sopp naa la bi Kër Kumba restaurant Kër Kumba restaurant Awa Gumba la nee na ceeb maafe domoda suppu kànje añu neex Awa Gumba la moo leen koy jox fële ca 116 125 West 116 Street oo daal Awa Gumba la ci 212 866 3900 Awa Gumba la dina la bégal jox la plat yu neex nee naa leen depuis 3 heures Awa Gumba la rek nga ko mën a amee am na poisson braisé attiéké aloko xaaral ma jël kii ba xam kopp sopp naa la bisimilah. allo Nogaye nga def. mi ngi sant bu baax. yaa ngi jàmm xam nga problème ndox mi ba ma ko déggee Sénégal moom bañ ko njëkkee coow laa xam ni xam nga am na loo xëyante ni xel da ko wóor nit comme xel da dul xalaat yenn yi. dëgg la. am ndox boo amee machine amum ndox moo gën a yomb am ndoxum douche. wallaay dëgg la. ndoxum douche moo gën a jafe fuuf que nga am ndox moo xëy ni ndox mi yàlla def ci suuf si ak géej gi nga transformé ko moo gën a yomb di wuti ndoxu douche di ko jaay. wallaay dëgg la. wala ci géej gi wala jëlee ndox mi ci géej gi sax nga transformé ko ndoxu douche li nga ci mën a liggéey jaay ko moo gën a seer fuuf ndox. wallaay dëgg la. da ngay perte boo ko liggéey di ko jaay am ndox da ngay perte. dëgg la. engrais gën a seer ndox. dëgg la. ak leneen leneen am na loo xam ne Sénégal yi yenn saa yi man xaw ma journaliste comme Baba Dara ma baal am na loo xam ne moom tool sa war ko na gëm quoi li fi mu jaar yëpp ak carrière yi mu def. dëgg la dëgg la waaw dafa juum xam nga amul ku dul waaw amul ku dul juum xam naa ci biir ay recherche am dafa juum. am na loo xam ne c'est pas normal nga xaw di ko. dëgg la waaye dinañu dindi lépp loo xam ne rek dégg nañ ko te war a joxewaat information bu baax bi dinañ ko délivrer auditeurs yi di déglu. c'est-à-dire ñoom dañoo war a gëm ni Macky Sall nit la comme ñoom. dëgg la dafa jàng góorgóorlu bay gëm boppam ñëw ci réew mi. dëgg la dañ gëm seen bopp ñëw wax liñ gëm ak lu muy dëgg mais boo yaakaar ne sosal ko ak fenal ko mooy tax nga fal doo fal kenn déedéet nit ñi yeewu na ñëpp yeewu la kenn nelawatu xam nga bëgg a nelaw dof lu di nelaw waaye ñëpp yeewu na jëlal lii wallaay lu coow jàmm yaa ngi ci xol yi ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay sopp naa leen yéen ñi nga xam ne yéen a di yiw El Hadj Ndaw jëlal waaye allez jigal sopp naa la sama nijaay Fall Ndiaga Yaram li nga ma jox dinaa ci dund ba ci samay sëg macha allah tabaarkalla macha allah macha allah macha allah macha allah maa ngi lay sant di la gërëm dama dajeeg yow te xamuma la ci ndey xamuma la ci baay nga dégg baat bi am loo ma dénk ndekete gaa ñi daal Youssou Ndour rek mooy daje kenn ca Mali waaye man am na ku ma daje ca kaw ca kanam 212 219 9695 5 minutes yi ñu bégee ko sopp naa leen sopp naa leen lu ñu coow jàmm jàng ci xel yi lu ñu coow jàmm jàng ci xol yi Ndeye Fatou Ndour jëlal coordinatrice Arlette Thian Diassé jëlal Ana Fama Kébé jëlal Adja Ramatal jëlal lii neex na ba pare de dara dootu ko daal walaay dara du ko daal am na auditeur bu jël lii neex na de salaamaaleykum. maaleykum salaam. naam. na nga def. maa ngi sant. mais man damaa génn ci kii bi fayil bi danga nangu ma dugalaat tey. ban fayil. non affaire. waaw. kookan la. Diap Cissé. ah. Papa Diap Cissé. ja d'accord incha allah. dinañ la dugal. yaa ngi ko envoyé sama WhatsApp dégg nga. waaw envoyé ma ko ma dugalaat la waaw. neex na ba pare. jërëjëf neex na ba pare. maa ngi ko laaj waa Pikine sama boy yi nekk Pikine ñu ne ma man dama ko envoyé ci sama ne leen waa Dakar mu ne ma non tonton ndox mi dem nañ ba ci machine parce que xam nga ni ñu duñ dëkk bi ci dinaa ni. waaw mu ngoog dem àll. mu ngoog. dem nañ ba ci machine bi mais li muy génnee mënul sax kaas. jeex na. kaasu ndox. jeex na jëlal. am na yoo xam ne waxi ndox la moom ay. déedéet bàyyi leen bu leen saaga dañuy bañ loolu allo salaamaaleykum. dañuy bañ ko ku dépassé wax ji maaleykum salaam bisimilah. ñetti minutes moo la dese mais très rapidement rek laa bëgg a wax. gaawal doxal. kooku mooy Idrissa Sylla. bon ñi ñaa ngi wax problème mu ndox mi mais. dañuy jàpp aussi que machine bi assainissement principalement moo ko tax a jóg. waaw loolu la Ahmed Sarr wax léegi. voilà Ahmed wax na ko mais li tax sax ma dugg. du pour reprendre affaire boobu mu wax ci assainissement mais dafa am benn affaire boo xam ne aussi nañu fexe waa ONAS leeral ko askan wi. parce que am na vidéo boo xam ne bii mi ngi am en 2017 bi fa délégation égyptienne bi ñëwee di visiter usine bi.
il y avait une bâche bu ñu lal nii di wane performance usine bi li mën a def yëpp. ci biir loolu. am nañu bind nañu que usine bi mën na produire 11 000 litres d'eau par jour. loolu aussi waa ji doon def présentation bi di woon délégation égyptienne bi usine bi. daf ko reprendre wax ko. la vidéo est disponible actuellement ñi yëkkati coow lii di si jéem a am un objectif pour nuire loolu si la ñuy accroché wu fi mu toll nii. D'accord. wax ñu leen donc ñun aussi nañu def suñuy démarche pour ñu leeral ñu que effectivement loolu même bu fekkee mooy capacité machine bi actuellement produire loolu parce que ñu dem bay wax est-ce que am na ay tuyaux ay connexion ak ay SDF yu ne. D'accord. donc aspect yëpp nañ ci bàyyi xel aussi. Inch'Allah dinaa ci gën a def ay recherche te Inch'Allah je vous promets dinaa ci fexe ba am ci waa ONAS yi kenn ñu gën ci mën a ñëw waxtaan parce que li ñuy wax rek pencum réew mi rajo APR li ñu fi nekk mooy joxe leen diffuser leen information vraie et claire. voilà nañu leeral 11 000 litres d'eau boobu ñu wax. jërëjëf Idrissa jëlal lii. kon nag mbokk yi maa ngi leen di tàggu ci tàggu bu gën a rafet di leen jox seen yéeguwaay di bëggee ci ñi nga xam ne ñi ngi participer ak ñi nga xam ne ñi ngi toog di déglu rajo bi di xam ne rek dañuy def effort pour mën a waxtaan ci suñu biir leeral xel yi leeral xol yi ñu dox daje Saliou Diop maa ngi lay xaar wala ku disponible maa ngi ci fii di xaar pour mën a dem ñibbi woo leen ma ci 917941068 ku ma jege rek na ma dimbali rek yóbbu ma ñibbi jël leen. C'est beau. C'est beau, c'est beau.